IBC International Business Company di seen agence immobilière nekk fii ci Yoff Tongoor moo leen di may seen émission face aux émigrés. mbokk teelukat téléspectateur ak internetu télévision Mafatihul Bichri ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax macha allah di leen ziar di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay waaye itam di leen wax ne rek kontante ak mbégte la ñu amaat rek daal di ñëw àndaat ak yéen ci beneen jotaay buñ ko waxee rek xel dafay daal di dem ci li nga xam ne saa su ne waxtu bu ne fukki fan ak juróom bu jot rek ci biir télévision Mafatihul Bichri bu samedi jotee 20h jàpp li nga xamante ni moom moo di 21h30 ñu daal di ànd ak yéen daal di leen di dégtal rek li nga xam ne moom moo di émission face aux émigrés bu ñu ko waxee nag xel dafay daal di dem ci dayoo ak yitte ji nga xamante ni télévision Mafatihul Bichri jox na ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di les sénégalais de l'extérieur mu di la diaspora sénégalaise mu di doomu Sénégal yi nga xam ne amaana dañu nekk ci réew mi waaye itam amaana dañu nekk fi nga xamante ni moom moo di ca tugal ci dëkk bu mu ci mënti doon ñuy dikkaat rek di leen ziyaaraat bu baax a baax di leen dalal jàmm bi yoon ci seen premier numéro de l'année 2021 la ñuy wax tey ci samedi ji yemook li nga xamante ni moom moo di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2021 comme à l'accoutumée nag ci biir jotaay bi rek duñ ci wét ndax nag dañ ciy faxataal di ànd ak sunu ay gan yu wuute waaye itam di ci def taxaw seetlu di ci càmbar di ci indi ay taxaw seetlu jëm ci li nga xamante ni rek dafay soxal ki nga xam ne moom moo di doomu Sénégal bi nga xamante ni amaana moo nekk ci réew mi waaye itam amaana moo nekk foofu nga xamante ni tey moom moo di tugal donc nag tey ñu daal di ñëw fas yéene waxtaane tomb bu am solo daal di jëm ci li nga xamante ni tey sampap laaj lay doon ana yan perspective tey la ñu war a mën a xalaat wala teg ko jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di doomu Sénégal bi nekk tugal mu di diaspora sénégalaise bi ndax jot na ak fi jamono toll ak fi ñu toll ci Sénégal ak aldina wërngal këpp il va falloir tey ki nga xam ne moom moo di la sénégalais de l'extérieur diaspora sénégalaise bi mën a indiwaat ay joyanti am beneen xaar kanam boo xamante ni jot na tey mu daal di koy fësal ci aldina wërngal këpp mu mel ni boobi lay waxtaan nag duñ ci wéet ndax désormais ci seen biir émission bi nga xam ne moom moo di face aux émigrés ginnaaw bu ñu taxaw seetloo indi càmbar ci ponk bi nga xam ne moom la ñuy waxtaane bu ñu demee ba ci biir rek daañu ñëw nag daal di indi suñu rubrique bu bees boobu nga xam ne désormais ci biir émission bi la mu di à la découverte de kii tey nag suñu rubrique boobu nga xam ne moom moo di rubrique à la découverte de dañu ko daal di jagleel koo xamante ni jàmbaar la ci li nga xam ne moom moo di diaspora bi jàmbaar la ci wattu wala gunge ki nga xam ne moom moo di sénégalais de l'extérieur bi jamono ji ñu taxawetee ma nag mu nekk ci ay tolof nekk ci ay jafe-jafe di wuyoo ci turu li nga xamante ne moom moo di monsieur Boubacar Seye buñ ko waxee ku ne xam na ni moom mooy njiitalu kuréel boobu nga xamante ni moom moo di Horizon Sans Frontières tey moom la ñu jagleel suñu rubrique boobu ci biir émission face aux émigrés mu di à la découverte de waaye itam ci biir jotaay bi wax naa ko léegi ci sumay ndorteelu kàddu du ma ci wéet ndax nag dinaa ci ànd ak suma ay gan yu wuute tey may ànd ak ci biir émission bi ci biir studio Mafatihul Bichri ak ki nga xamante ni rek mu ngi wuyoo ci turu Serigne Ibrahima Kane nag di doomu fa Sénégal waaye bu ñu àndee ak moom tey ci kii waxtaane yan perspective tey la ñu war a mën a lalal ki nga xam ne moom moo di doomu Sénégal bi nekk tugal wala mu nekk fii ci réew mi ak fi jamono toll yaakaar naa ni waxtaan ci ak moom dina yell ndax jot na def tugal waaye itam dellu siwaat ci réew mi daal di xàll li nga xamante ni moom moo di yoonu boppam waaye ginnaaw Serigne Ibrahima Kane itam daañu utali fa nga xamante ni moom moo di ca Touba Al Mahrousa daal di waxtaan ak ki nga xamante ni moom moo di Serigne Bathie Somb nekk koo xamante ni itam amaana duñ ko présenté ci télévision Mafatihul Bichri ndax ku ne xam na ci émission yu mucc ayib yi nga xamante ni mi ngi leen koy présenté ci biir télévision bi nekkoon foofu nga xamante ni moom moo di ca États-Unis xam naa fan yi nag mu daal di ñëw Sénégal ngir rek daal di daw li nga xam ne moom moo di coronavirus comme ni mu koy waxee dafa daw coronavirus bi daal di ñëw fi nga xamante ni moom moo di Sénégal xam naa rek dañuy jox kàddu gi Serigne Ibrahima Kane mi nga xam ne moom la ñu nekkoon ci studio bi mu saafonte mbokku teewlukat yi nga xamante ni jamono ji ñi ngi ñuy topp ci lu ñu yëg ak yëgul ci suñu premier numéro de l'année 2021 bu émission face aux émigrés Serigne Ibrahima ñu ngi lay ziar bu baax di la dalalaat jàmm ci télévision Mafatihul Bichri. ñu ngi ziar bu baax soxna Fatou di am mbégte bu baax di ñëwaat fii ci Bichri TV. doon télévision bu référence. ginnaaw bi ñu sante yàlla di ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi nuyu internautes yi téléspectateurs yi. di nuyu Serigne Bathie
di ko nuyu di ko bëgg bu baax di ñaan yàlla ñu dugg ci émission bi ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin askan bi yëpp jàng ci lu am solo amin yaa rabbal alamin Serigne Ibrahima Kane ñu lay santaat yow itam bu baax a baax rek di la jaajëfalaat bu baax a baax ci disponibilité moom itam saa su ne waxtu bu ne suñu ko soxlaa rek ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi mu daal di ñëw rek daan ci ànd ak ñun xam naa rek dañuy jox lenge gi ki nga xam ne moom moo di Serigne Bathie Samb di ko ziar ndax mu ngi ca dëkk bu tedd boobu nga xam ne moom moo di Touba Al Mahrousa Serigne Bathie ñu ngi lay ziar bu baax a baax sàmbeen bi coronavirus. maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu wax dëgg yàlla di la remercier encore une fois ci émission bu am solo bii ngay def ci Face aux immigrés je pense que ne émission yëpp damaa waxoon ne actualité ak débat mooy sama émission préférée mais ndekete Face aux immigrés tamit kenn demul ba ko wax dëgg yàlla ndax émission boo xamante ni moom ñun ñu nekk ci diaspora bi dëgg yàlla ñun suñu émission la donc di la ci remercier di la ci féliciter encore une fois ci ànd bu bees bi nga xam ne yaa ngi doog a démarrer waat say programme di la ci ñaanal réussir yàlla mën na ko yàlla ak seen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu bu baax suñu Ibrahima xam naa di wax waa Régis foofu ñu yokkal mu retour am tuuti parce que yow lay gën a ëpp lu may dégg moom it tamit di ko nuyu di ko ziar je pense que ni tey daañu amal aussi waxtaan bu am solo incha allah. jërëjëf Serigne Bathie ñu koy santaat bu baax a baax di ko jaajëfal comme ni ma ko waxee rek incha allahu rabbi noonu lay daal di demee ni ki tey ci seen premier numéro de l' année 2021 ci seen biir émission Face aux immigrés waaye duñu door waxtaan bi itam te sant ñu gërëmuñu remercier wuñu bu baax a baax ñi nga xam ne kóolute la ñu am ci télévision Mafatihul Bichri waaye itam am njort bu rafet ci li nga xam ne moom moo di émission bii di Face aux immigrés daal di koy jëmale ci ki nga xam ne moom moo di Serigne Abdou Khadre Diop borom IBC mu di International Business Company mu di benn agence immobilière boo xam ne amaana mi ngi yëngu rek ci wàllum li nga xam ne moom moo di jënd ak njaayum kër ba ci ñi nga xam ne sax dañu bëgg ay terrain di la gérer aussi li nga xamante ni moom moo di say immobilier yaakaar naa ni kooku faaw ñu santaat ko bu baax a baax te daal di ñëw ci kanam incha allah ci suñu page publicitaire ak ci li nga xamante ni ci loolu lay yëngu ñu koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñu borom bi daal di koy fulalu kawe njortam ci lëkkaloo bi nga xamante ni lëkkaloo na ko ak télévision Mafatihul Bichri xam naa rek ngir daal di ñëw nag ci li nga xam ne moom moo di waxtaan bi Serigne Ibrahima xam naa yow laay njëkk a jox kàddu ndax tey dañu sampap laaj fas yéene waxtaane yan perspective tey la ñu mën a njort ci ki nga xamante ni tey moom moo di diaspora sénégalaise bi bu nee diaspora sénégalaise bi mooy ki nga xam ne moom moo di doomu Sénégal amaana bi nekk tugal wala boog bi nga xam ne jugee na tugal wala boog mi ngi fi fas yéene dellu tugal ndax ku ne xam na ni tey dañu nekk ci jamonoy bouleversement lu bëree bëri tey dafa soppeeku mu mel ni dafa am xar kanam bu ñu joxoon moodu bi jox ko ki nga xam ne moom moo di immigré bi mu mel ne dañ ko xaw a occulter xaw ko marginaliser ci lu bëree bëri ci li nga xamante ni moom mooy di jamono ji ba moom jàpp na ni rek tënk na boppam ci lan jugee Sénégal dem tugal liggéey yónnee sama waa kër tabax sama kër yor sama oto ñëw vacances ak dellu kër ga est-ce que jàpp nu tey xar kanam boobu ñu jox diaspora bi est-ce que jàppoo ni tey jot nañu dindi ko surtout bu nu la jëlee comme référence wax naa ko léegi ancien immigré nga d'après ci li nga ñu jot a wax dem nga tugal ñëwaat te bi ngay ñëwaat ci réew mi da nga dellu si sans pour autant nga am kayit loolu tamit bëggoon naa nga ñëw ci baaxee ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu topp jamono ji ci émission Face aux immigrés. waaw jërëjëf soxna Fatou thème bi dafa am solo te dañuy am contentement mbégte bu baax ci waxtaan soo xoolee immigré nga bàyyi say njaboot bàyyi say yaay bàyyi say soxna dem tukki loolu ku am jom rek moom moo koy xalaat bëgg ko def waaye ñi naan nag jom mooy tukki mooy fulla mooy ñibbisi ñi naan picc a ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf loolu dafa am solo mais dañu jógee nekk ci contexte boo xamante ni nii dafa xaw a compliqué Sénégal soo tukkee rek dañ lay imposer da nga war a tekki à 100% da nga war a tekkee Europe par la force mu andi ay dérives yu bëri ñu nekk Europe xam nañ lu ñu wax dama war a tabax kut ko kut dama war a réussir kut ko kut alors que su ko yàlla bindul sa jë wala yàlla bindu ko foofu mun nga fa def des années et des années te doo am dara donc yéene bi moom moo ci nekk mais réussite bi loolu damay jàpp ni programme yàlla la voilà donc ñun décision lañ def parce que bi ñu demee yàlla dafa def ñu nekk ci environnement boo xamante ne ni gis nañ ñu fa def 20 ans ñi fa def 5 ans ñi fa def des années ma def analyse ma ne cee man fii su ma fi toogee mun naa perte te liñ may proposé kon liggéey
su ma delloo Sénégal du ma yoroon dinaa ko jàpp ak fukki loxo parce que loolu rek moom moo fi nekk. loolu moo waral xaaruma fa téye xaaruma fa dara. ma takk samay bagage dellu si waat Sénégal commencé. yombul nag li nga def yombul de. yombul parce que bi ma koy def wax dëgg si yàlla je me rappelle amoon na ay mag ñu fa neewoon. dañ doon jooy. déedéet kay. mu ne leen lu xew mu ne li nga décision bi nga jël nii. ñun waroon nañ ko jël il y a 20 ans. mais amuñu woon courage def ko. waaw amuñu woon courage def ko. bi mu ñëwee nag dégg naa lu nekk dafa daw. dafa metti mu daw du guerrier du loolu mais c'était pas ça. choix de vie la woon. boo xamal ne gëm naa ni li ma war a def Europe su ma ko defee fii sama dëkk. ah su yàlla jàppee dinaa ko mën a. te rëccuwoo ko on dirait te rëccuwuma ko waaw macha allah rëccuwuma ko bu baax. tout à fait voilà donc dama jàpp ni. émigré yi dafa am lu ñu soxla. dafa am lu ñu soxla parce que tey. seen njëriñ ba pare. immigré soo ko xoolee ñi tukki ñëpp ku ci nekk li muy dundal fii Sénégal bëri na soo xoolee li ñuy naan sax lu ñuy envoyé par année mën na 1000 milliards. pratiquement. tout à fait donc ñu ngi apporté ci Sénégal ci économie bi lu am solo. mais est-ce que delloo nañ leen njukkal à 100%. ñaata émigré ñoo fi ñëw bëgg investir fii Sénégal. andi seen xaalis andi seen xam-xam. échec découragé gedd Sénégal. tout à fait donc dañu soxla encadrement. du état yi ñuy wax nii rek émigré bi nañ ñëw nii. mais dafa am lu ñu soxla loo xamante ne muy encadrement. encadrement boo xamante ne nii mun na bañ a nekk sax gratuite. parce que tey région bu nekk. jàpp naa am na ses potentialités. région bu nekk am na loo xamante ni suñ ko fa doxee dina dox. dina avancer. état war na mun a cibler des projets. bien ficelé defar ko. ba émigré bi nga xamante ni bugg na ñëw mu defal la orientation mais soo xoolee émigré yëpp pratiquement même projet yi la ñu yor. tout à fait pousser leen nag ci transformation. pousser leen ci yeneen projet yoo xamante ne porteur d'espoir la. dina leen mën a jëriñ lu am solo. tout à fait bon accompagner leen le début. suñu paree peut-être si ressources humaines. ak yeneen moyens yi mais yoo xamante ne après en retour dinañ ko rembourser. pour loolu mun a continuer. mais soo ñëwee fii Sénégal gis nañ ni mu demee émigré bi suy ñëw day ñëw ak allure ak force mais gis nga fii Sénégal corruption bi daf fi bari. frein la rek ci développement ci koo xamante ne am na benn vision ci réew bi mu newoon. su ñëwee loolu dina nekk frein ci moom. déplacement aussi yombul. fu mu doon def 8 minutes. pour yàgg fa. dina ko def 2 heures de temps pour yegg fa. wala toute une journée. li mu doon régler activité yu bëri dans la journée. su ñëwee Sénégal soo seetee benn activité ngay régler sa journée yàqu na. donc dafa laaj ñu préparer leen psychologiquement. tout à fait encadrer leen pour ñu mën a réussir. fii ci Sénégal. donc jàpp naa ni lii ñu war a def. bari na. tout à fait pour accompagner les immigrés pour. ñu retourner parce que ñaari immigré aussi ñoo xam ne peut-être dañu bëgg a ñibbi si investir fii. bon ñooñu gën a intéressé. peut-être mais am na ñoo xamante ni aussi peut-être fële la ñu nekk. mais foofu ñu nekk aussi ñu ngi amal njëriñ Sénégal parce que ñu ngi yónnee xaalis bi du jeex. di dundal seen i njaboot. tout à fait jërëjëf sëñ Ibrahima ñu koy santaat bu baax rek di ko jaajëfal ci taxaw seetlu yu am solo yi nga xam ne jot na ko indi soxaloon rek li nga xamante ni moom moo di laaj bi njëkk mu daal di ñëw ci jaar-jaaram amaana mën nañ ko tuddee jaar-jaar ndax ancien émigré la dem na tugal nekk fa gis càmbar waaye bi mu càmbaree xoolaat li mu jàpp mooy lan dellu siwaat Sénégal xaaru fa këyit ñëw daal di investir jël li nga xamante ni moom moo di yoonu boppam te wax na ko bu ñu ko dégloo mooy réccuwul dara ci acte boobu nga xamante ni jotoon na ko def donc dañ koy jaajëfalaat bu baax a baax rek xam naa rek di santaat bu baax mbokku teewlukat yi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun di leen fàttali ni yéen a ngi ñuy topp ci suñu biir émission bi nga xam ne moom moo di face aux émigrés di jotaay bi nga xam ne saa su ne waxtu bu ne ña nga cay càmbar ak taxaw seetlu ñaari ay bés yu jot li nga xam ne rek moo soxal maanaam diaspora sénégalaise bi xam naa rek damay utali ca Touba daal di xëcc tuuti ki nga xam ne moom moo di Serigne Bathie Samb moom itam ku ne xam na ni moom itam am na benn taxawaay mën nañ ko jàppee ab immigré naam wala déet xam naa loolu dina ma ci tontu ndax foofu ca États-Unis la nekk amaana nag mi ngi jamono ji fi nga xam ne moom moo di Sénégal donc par rapport ak la situation actuelle ak Covid-19 bi ni mu lëmbee àddina wërngal këpp est-ce que jàppoo tey émigré bi wala diaspora sénégalaise bi war nañoo càmbar taxawaat seetlu xool ana yan perspective pour le moment la ñu war a mën a teg pour mën a dund beneen dund boo xamante ni day wuutee ak li nga xamante ni moo nekk suñu ginnaaw wala boog moo nekk présentement
ñu di ko dund bu doon ay jafe-jafe yu doy waar ndax ku ne xam na ni tey moodu yi boo waxee dañuy wax ni fi mu ne mbir yi tar na ndax Covid 19 li muy metti Sénégal comme ni ñu koy waxee xam nañ ni tugal la gën a doyee waar foofu la gën a méttee te ci tagga témbeel na bu baax a baax li nga xam ne moom moo di seen économie li nga xamante ni moo doon seen revenu ñu ci doon yor seen njaboot yi nga xamante ni moo nekk Sénégal suñu bàcc. jërëjëf sëñ soxna Fatou Cissé parce que tamit question bu am solo moom nga posé waaye itam damay bëgg répondre tuuti rek ci li nga xamante moom la sëñ Ibrahima wax te itam yaakaar naa ne comme ni mu ko waxee rek ni ñaari façon immigré ñoom ñoo am ñi nga xamante ni peut-être dañoo bëgg a dem wuti buntu ñëwaat mais am na ñoo xamante ni tey par exemple comme moom li ko dal ni am na ci ay doomu Sénégalais yu bëri yu nekk ci diaspora bi ñoom xalaatuñu ñibbi si xëy na moom am na courage dem war a mën a xalaat ne lu mu war a mën a investir wala ko war a mën a def dëkkam dem ba nga xamante ni xaaru fokkee comme ni ko expliqué sànq ñu ñëw Sénégal ne war na mën a investir te mu nekk lu nga xamante ni lu normal la parfois dama la joxaat beneen exemple bu gën a doy waar boobu rek dafa am sama benn xarit boo xamante ni ñëw na mat na ñaari at ci ginnaaw ma koy laaj naa ko yow comme que yow nekkoon nga Amérique daa nga xaalis daana jaar sa loxo souvent li nga daan économiser ci sa liggéey ma xamal ko mu liggéey nekk liggéey bu am solo mais mu ñibbi Sénégal ubbi ay yenn boutique yi ndaw toog ci ma ne ko léegi soo xoolee différence ak la nga daan am xaalis bi daan jaar sa loxo ak fii au Sénégal est-ce que loolu yomb na mu ne ma yomb na yombul ci benn côté parce que tey par exemple mën nga xëy di am $1,500 par semaine $1,500 par semaine daanaka doo ci teg mën na doon 1 million par exemple mais boo xoolee li ngay ferewaat dañuy duggaat ci biir réewam kenn xamul xaalis bi du mu toll te par exemple tey boo amee benn $1,000 tey ci Amérique daanaka tey boo dee lekk mënoo lekk lépp $250 exemple la may jox parce que xaalis bi ngay liggéey da nga koy defaat ci réew ma léegi nag yow xaalis bi ngay defaat ci réew ma comme ni ko si Ibrahima moom waxee bu xalaatee ne lii nii mën naa ko def ci sama réew mu am lu ma mën a indil donte damay am $250,000 par mois mais moo gën may am $1,500 par semaine am na nag ñeneen ñi doomi Sénégalais yoo xamante ni ñoom xalaat loolu lañ ci fekk am ñoo xam ne ñoo bi ñuy tukki rek ne moom tey moom fii moom a nekk moom dootuma fi jóge xalaat Sénégal xalaat ñooñu moom seen cas moom leneen la donc comme ni nga ko laajee sànq ci ak situation actuelle bi nga xamante ni ñoom la ñuy dund nii ku investiroon ku liggéeyoon ngir investir sa réew sincèrement da nga naan yow li la bu fekkee yaa ngi kaa tukki parce que suñu xoolee suñu papa yi suñu nijaay yi ak suñu parents yi yàgg ñoo tukki ñu ci ëpp tey investir loolu nag problème sérieux la xëy na après loolu dinañ ci ñëw mu gën a yaatu mais ñu ci ëpp kër rek lañu am ak di joxe dépense te yow par exemple tey boo tabaxee sa kër di joxe dépense yaa ngi ñoom yéen a yem 50-50 donc keneen la problème fan la problème yi ne te boo gisee tey ay gouvernement ay président def seen programme pour ñu voter leen daañu dem ci diaspora bi ñu tiré parce que xam nañ ne diaspora bi dafa am benn puissance bu am solo ci biir réewum Sénégal joxe seen ay dige su ngeen ñu falee lii su ngeen ñu falee lee laa suñu dañoo defee lii mais boo demee ba ca biir ba ñu fal leen daanaka dañuy wan ginnaaw sax li nga xamante ni mooy Sénégal yi diaspora te loolu problème sérieux la problème la boo xamante ni ci 21e siècle lañ nekk lu ñu war a mën a dindi la loolu la ñuy dund ak régime mu Macky Sall loolu la ñuy dund ak régime mu Abdoulaye Wade ak yeneen yi fi jàll yëpp léegi nag problème mu diaspora bi neex naa rek parce que gis nañu ministre de l'extérieur fa ñee pas 6 mois de juin bi mu ne suñu mbébét en 2021 moom mooy fexee jéem recenser Sénégalais yi nekk ci diaspora bi certes loolu lu baax la lu dëgër la mais est-ce que bu ñu ko defee ba pare dina am suite question la rek bu may posé jërëjëf Serigne Bathie ñu koy santaat bu baax a baax rek macha allah mu def taxaw seetlu bu am solo ndax wax na ko léegi te xaw na sax rejoindre ci li nga xam ne moom moo di taxaw seetlu bi ci courage bi nga xamante ni am nga ko waaye aussi teg na baaraamam foo xam ne fu jara teg baaraam la ndaxte gis nañ tey situation bi nga xam ne tey diaspora sénégalaise bi mi ngi koy dund mais présentement dafa mel ni saa yu ñuy àddu rek ci jafe-jafe yooyu ak lënt-lënt yooyu ak pour ñu mën a am ay perspectives dañ koy jël léeg-léeg di ko gàll li nga xamante ni moom moo di
parti au pouvoir bi fi ne wala autorité étatique yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne waaye wax na ko léegi moo xam Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade ba ci jamono ji ak son excellence monsieur Macky Sall dafa mel ni diaspora bi dañ leen lâché woon un peu du lest boolewuñu leen ci lu bëree bëri boolewuñu leen ci dara mais mu mel ni bi son excellence monsieur Macky Sall ñëwee dafa mel ni xawoon nañu am espoir ndax espoir bi ñu am mooy lan gis nañ kat teg nañu dem ba jàpp ni tey il fallait que ñu considérer li nga xam ne moom moo di diaspora bi ñu duppee ko 15e région du Sénégal ci li nga xamante ni moom moo di ca assemblée nationale te loolu tey moo créé li nga xamante ni moom moo di 15 députés yi nga xam ne jàppoon na ni njortoon na ni kat bu ñu demee ba nekk ca péncam ndaw réew ma war na mën a am jeexintal war na mën a permettre diaspora sénégalaise mu am ay perspectives yoo xamante ni dafay am dundin boo xam ne dafay wuuteeg la mu doon dund ndax wax naa ko sànq tey émigré ngay gis léeg-léeg mu nekk tugal def fa ay at am fa koppar ñibbi ci Sénégal taal ko lekk ko mook njabootam buy ñibbi sax ci ñenn ñi dañuy jaay seen oto bi ñu indi pour mën a am paas dellu est-ce que loolu aussi vie la parce que loolu ñuy wax dañu toll ci jamono boo xamante ni te mbas mi bi mu ñëwee coronavirus war nañu ko ndax jàngal nañu ndekete boo dee gañe juróom weer bu jot ndeke ñaari war nga ko denc ndax xamoo fu jamono di doxee ba ñu dem ba benn moment boo xamante ni affaire yi dafay xaw a tagga témbe donc foofu tamit bëggoon naa aussi ñu ñëwaat ci pour dire que perspective yi doon na perspective yoo xamante ni même bu fekkente ni tey am nañu ay autorités étatiques yoo xam ne dañu xaw a marginaliser xaw a lâcher un peu du lest li nga xam ne moom mooy seen rôle par rapport ak seen doom yi nga xam ne dañu nekk ci réew mi jóge fi dem utali tugal am assistance bu war waaye tam wax nga sànq lu am solo muy accompagner leen gunge leen former leen ba ñu mën a demal seen bopp loolu lépp nekk ay jafe-jafe mais est-ce que jàppoo ni tey immigré bi ci boppam en question jotul moom mu jëlal boppam les devant mooy jugee ci système bi muy dund système maa ngi Europe def naa fa 3 ans 4 ans liggéey naa ñibbisi naa def Sénégal 6 mois la ma yoroon taal naa ko mu jeex léeg-léeg sax ay xarit yu nekk Europe ñoo lay wari yenn somme yi pour nga mën a dund quelques jours booy ñibbi pour nga am paas faaw nga jaay oto bi nga xam ne moom nga indi woon pour mën a delluwaat daal di commencer waat en fait à zéro est-ce que jàppoo ne système boobu moom l'immigré en tant que tel doomu Sénégal bi en tant que tel mën na ci léeg-léeg génne boppam ci système boobu sans pour autant mu compter ci li nga xamante ni moom moo di autorité étatique yi. waaw effectivement dama jàpp ni su nga soo tukkiwee sax lu gën a ndaw li nga fay jëlee mooy alal. xam-xam moom mooy ëpp li nga fa war a jëlee. parce que dëkk yi ngay dem di dund ak ñi ngay saafantoo la dañu nekk beneen niveau boo xamante ne xaw nañu raw Afrique. donc jàpp naa ne xam-xam yow nga fa war a gën a jëlee. andi ko téye ko. soo xoolee li sëñ Ba ci wax suñu état yi boobu ba tey ñu ngi teg ay jéego mais jéego yi est-ce que am na jeexital ci émigré yi loolu question la parce que bëri na ay bànqaas waaw bëri na ay bànqaas yoo xamante ne pour Sénégalais de l'extérieur bëri na amul benn affinité benn impact voilà donc ñooñu amul benn impact ci émigré yi donc il est temps émigré bi jël responsabilité am parce que yow su dee da nga nekk père de famille yow yaay dundal sa njaboot ah day ñëw feebar day ñëw yooyu yëpp da nga ko war a sóoraale donc li ma leen di ñaax toujours mooy nañu investir ci loo xamante ne nii même suñu fi nekkul loolu dafay jur mais léeg-léeg tamit da nga leen di poser la question à savoir dafa mel ni ñoom à part parce que ñu ci bëri man des fois dama leen di poser la question lan moo tax surtout bu ñuy expliquer ci jafe-jafe yeeg tolof-tolof yi ma leen yéen lan moo tax du ngeen di souvent di investir ci seen pays d'origine donte yéen a ngi ci beneen dëkk dan lay wax ni ñoom am nañu yéene bi mais d'habitude dafa mel ne manque de confiance bu ñuy am ci seen i mbokk manque de confiance bu ñuy am ci dëkk bi manque de confiance ci jafe-jafe yi am ngir am accès ngir mën a samp dara boo xamante ni da leen di jariñ même bu leen jariñ ñoom wax nga ko léegi mu jariñ li nga xamante ni moom moo di seen njaboot loolu aussi nekk beneen facteur bloquant pour ki nga xamante ni tey moom moo di sénégalais de l'extérieur amoo cadre kii environnement des affaires fii Sénégal moo am problème Sénégal pour investir fii nga réussir fii dafa xaw a jafe tout à fait jafe na trop waaw yombul wax naa ko sànq tey corruption bi daf fi bëri te loolu il faut ñu régler ko fii Sénégal frein la moom moo gën a garaaw bloqué dëkk daf fi bëri loo xamante ni tey ñëpp ci waroon taxaw ñu xeex ko parce que moodu yi suñu demee ba ragal immigré yi suñu demee ba ragal parce que dañu gis seen fukki morom investir
nit ñi lekkal leen ko. wala amul benn sécurité. nit jox na fi mbokkam nijaayam tabaxal na kër mu lekk xaalis du mujj jox fenn na ko waajuram mu lekk xaalis jox ko frère mu lekk xaalis. donc du mujj fenn donc yooyu yëpp soo ko boolewee ñoom dañu ragal. moo tax nag loolu dafa war a laaj organisation boo xam ne état moom mooy jël responsabilité. bon ñun amoon nañ ci xalaat tuddee woon ko Diaspora SA. boo xamante ne genre société la anonyme. boo xamante ne dañuy investir 1/3 ñoom li ñuy andi ci Sénégal mooy 1000 milliards nga investir ci 300 milliards yoo xamante ne nii. après da ngay ubbi action yi. ça fait que l'émigré lépp lu ñuy envoyé foofu lay dugg ñoom ñëpp ay partenaires la ñuy nekk loolu moom moo leen di dimbale ci amu terrain en sécurité loolu moo leen di dimbale ci ñuy financer seeni projet en sécurité. en amont état ficelé des projets yoo xamante ne nii su dee Tambacounda di nga xam lan moo fay dox. su dee Thiès di nga xam lan moo fay dox. chaque région état ne lii la ak lii. mais soo xoolee ñun ñëpp souvent su ñëwee poulailler la ñuy wax. kii ne damay louer ay oto. kii ne ñun ñëpp ñu dankaloo biir Ndakaar. ci même système ci même système. donc dafay bëri du dem. du dem léegi nag état su defee ciblage projet yooyu. soo ñëwee mu ne ah lii de su dee fan nga bëgg a investir ban dëkk. mu ne dëkk bii de artisanat bi lii moo fiy dox lii moo fi manqué lii ak lii soo ci investir état accompagner la. du ci def da lay accompagner bi mun na bañ a nekk ci ay ressources humaines lay nekk. ci ay méthodes de travail yoo xamante ni kii su ci tënkoo 3 ba 6 mois. taxaw dina mun a demal boppam. tout à fait. léegi nag mu remboursé su commencé moom liggéey carrément mu remboursé li nga xamante ne ni peut-être état. defaloon na ko. mu remboursé ko peut-être à moindre coût. noonu la mais problème encadrement la tant que amul encadrement la. projet yi ñooy nekk benn ñun ñëpp gis naa ko fi. poulailler supérette restaurant benn restaurant fii. benn restaurant fii ak ay agence immobilière daa yooyu suñu partenaire. donc te yeneen projet ñu ngi fi yoo xamante ne suñ ci kii woon. c'est transformation. entrepreneuriat. yooyu dem Casamance def fa des usines yoo xam ne jus la boobu ñu organiser leen. mais dama jàpp ni tant que ñu ngi def nii diaspora bi day gën a am problème. parce que kër baax na. mais du investissement boo xamante ne wóorul. fan lay mujj da nga koy jaayiwaat. pour di dundee. bés boo toogee yow mi doom dem di andi di tii. bés boo mënatulee nan ngay def. da ngay toog su amul ku lay dimbale lan mooy def. donc dama jàpp ni diaspora bi war nañu xoolaat. seen taxawaay war nañu xoolaat bu baax. bañ a compter nag ci suñu autorités yi parce que sëñ Ba ci wax na ko dañ leen di utiliser rek élection ñëw. ñu utiliser leen pour ay voix. mais même député de diaspora yi ban njëriñ la ñu am. tey jii sénégalais bu am problème en Europe. doo xalaat sax dem ci sa ambassade parce que da nga xam ne soo fa demee du mujj fenn. tout à fait. tey jii problème su amee. en Europe nga dégg benn sénégalais dee na. lii est-ce que di nga gis représentant yi dem foofu taxawaay ban taxawaay lañ ci am. doo ko gis. lu dul di leen dundee. di dundee ñoom ci seen alal wala di dundee ci seen i tur. ci seen i tur donc il est temps que émigré yi jël seen responsabilité. bañ a découragé. ñëw investir yu Sénégal. parce que am nañu xam-xam bi. comprendre nga peut-être dinañ yor xaalis ñëw. su ñëwee nag moom. def ci liñ ci war a def voilà man jàpp naa ni vraiment ñu bañ a ragal quoi. jërëjëf sëñ Ibrahima ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax di ko jaajëfal moom itam macha allah ci taxaw seetlu bi am na solo lool di santaan rek di gërëm mbokk teewlukat yi nga xam ne ñu ngi nii topp ci lu ñu yëg ak yëgul ci suñu ay plateforme ñu wutee ñu ngi leen di sant bu baax a baax rek di leen jaajëfal xam naa rek damay daal di utaliwaat ci dëkk bu tedd ba moom Serigne Bathie Samb daal di ñëw rek moom itam daal di koy samp laaj bi ndax yaakaar naa ni Serigne Bathie comme ni ma ko waxee léegi rek sëñ Ibrahima ci perspective yi nga xamante ni ñu ngi koy waxtaane tey ak fi jamono toll ak wopp ji nga xam ne moom moo di Covid 19 dafa am loo xam ne moom la ñu xamee ki nga xamante ni moom moo di sénégalais de l'extérieur bi mooy dem naa tukki doon naa moodu wala ab faatu dem def fa ay at su ma fa defee ay at ama xaw a amassé quelques millions ma daal di ñibbi si jot naa tabax kër bu dee góor yàlla bi jot naa takk li nga xam ne moom moo di soxna donc damay daal di ñibbi yóbbaale astuut rek daal di cay xaw a dallu foofu ca dëkk ba léeg-léeg sax sa poos day mujj bënn ba nga xam ne mbokk ya nga am ca tugal sax ñoo lay léeg-léeg di la envoyé xaalis pour nga xaw a taxaw bu dëgër booy ñibbi nag loo amoon ci bien rek di nga ko jaay ngir mën a paas daal di ñibbi donc scénario boobu noonu système boobu nga xam ne doomu Sénégal bi nekk tugal mi ngi koy dund est-ce que jàppoon ni tey jot na ñu jéem a ñoom xàll seen yoon ndax wax naa ko léeg-léeg man damay wax man état duma ko tudd ndax à chaque fois da ngay gis déception à chaque fois la ñuy am ci li nga xam ne moom moo di taxawaayu état jëm ci doomu réewam rawatina ca ka nga xamante ni moom moo nekk tugal est-ce que jàppoon ni jot na tey nag ñoom ñu jël les devant vu la situation actuelle parce que ku ne xam na ni tugal lawoon dafa
woon ni la fa newoon newatu fa difficulté moo fa ne jafe-jafe moo fa ne mais tur yi rek moo fi nekk ku ne xam na ni la fa newoon ci richesse daan jimbiri africain yi nekkatuñ fa parce que ñoom ci seen jëmi bopp sax fi mu ne li ñu teg gët mooy lan maanaam Afrique moo war a ñu fi am seen ay bërëb seen ay supérette am fi seen ay structure di employé ay sénégalais léeg-léeg ñuy employé seen ay doomi réew loolu lépp ay indice la yoo xam ne war na mën a gunge doomu Sénégal bi mu jéem a xar yoonu boppam jéem a investir fi nga xamante ni moom moo di Sénégal Serigne Bathie. waaw soxna Fatou loolu daanaka résumé nga ko man sax des fois sànq maa ngi xalaat nag soxna Fatou moom xanaa dafa mës a dem ci bitim réew parce que li muy wax ni maanaam c'est-à-dire mooy loolu li anglais waaye fact maanaam dëgg koo xamante ni kenn mën na ko jeex da nga fàng mën ko gis. donc problème yi comme ni nga ko waxee sànq soo sëñ Ibrahima wax dëgg yàlla pertinent trop sànq ci analyse bu am solo bi mu def. mais problème yi soxna Fatou Cissé doomu sénégalais yu bëri ñu ngi ñëw fii ci Sénégal di investir certes mais la majeure partie bu fekkente ni 100 la bu fekkee fukki ñoom dañoo investir juróomi ñoom dañoo investir. lu koy waral lu moom mooy sànq da ngaa joxe exemple bu am solo. pourquoi léegi tubaab bi di ñëw ci suñu réew yi di mën a investir di mën a jël ay sénégalais di leen mën a fay état bi dooleel leen. tey jii boo gisoon pays benn doomu sénégalais bu nga xamante ne dëgg yàlla war na indi fii ci réew mi ay milliards yu bëri war fee investir état bi du ko dooleel. donc des fois dafay mel ne dafa am ay jafe-jafe entre sénégalais lambda ak tubaab wala su fekkente ni ñoom tubaab la ñuy gën a jox génn gëdd moom la ñuy gën a jox doole duñ ko jox sénégalais bi. te loolu c'est tellement dangereux ci suñu réewu Afrique yi nga xamante nee nañ ñoo yaay amuñu doole gis nga tey Sénégal bokk na ci réew yi nga xamante ni moo gën a pauvre gën a dellu ginnaaw ci àdduna bi te ñu ngi suñu biir léegi nag li ñu am ak su néew muy doomu Sénégalais yi nga xamante ni ci diaspora bi di liggéey te gis nga diaspora bi soxna Fatou ñëpp a nga fa boroom xam-xam yaa ngi fa boroom alal yaa ngi fi boroom doole yaa ngi fi am na ñoo xamante ni wallaay xam lu may wax bu ñu amee alal duñ ko investir si seen réew bu ñu nekk fa lañ koy investir parce que loolu mooy dem ba yàgg nga xam ne yow sa réew tey par exemple boo ko defee dara sax yow sa xel ak sa xalaat dafa dab loolu day am na ci Sénégalais yoo xamante ne jamais de la vie ñuy investir Sénégal tout à fait donc réew yi nekk fa la ñuy investir si Lamine li may xam ne ko bu baax am na ay doomu Sénégalais boo demee Italie wala Espagne wala France bi ne la lii benn Sénégalais ko moom da lay jaax danga lii est-ce que lii mën na nekk tout à fait et loolu moo fi nekk donc nag comme que nag loolu moo fi nekk te boo xoolee bitim réew am na ay association des Sénégalais de l'extérieur yenn saa yi nga gis lu mel ne ay consulat yenn saa yi nga gis yenn mbootaay ak yenn daayira yoo xamante ni xam nga ñoom la may leen liggéey doomu Sénégalais boo xamante ni nekk na fi ba yàlla def li gën moo xam nga faatu wala dara ñoom seen jëmbam ñooy jug motivé wu laaj xaalis ci seen biir nit ñi mën a génne seen koom moo xam mu ndaw wala mu tudd def ko jàpp kooka fa mu faatoo fa lañ koy transporter indi ko ba biir Sénégal suul ko taxawal gouvernement doo ko dégg benn gouvernement mu wax dëgg la ci nga ci Covid bii nii entre mois de mai ak juin keroog maa ngi koy expliqué ay doomi Sénégalais yu bëri ñoo faatoo Amérique ci Covid 19. lu ëpp 35 personnes ci diggante ñaari semaine fii le ministre de l'extérieur toog fii wax ci télé bi ne daañu ñu jëlal ay bàmmeel dañ ko wax nii rek nit ñi dégg mais amul benn action bu ci toog dégg loolu daayira ya fa nekk Sénégalais ya fa nekk ñoom ñooy boole seen doole dañu am ak su néew cotiser yëpp jëlee la fa nga nekk indi la fii Sénégal ba pare xaalis ba ca topp bu nga xamante lu des la ñu jox ko sa njaboot ne leen am est-ce que kon ci côté social ñun Sénégalais yi ni ci diaspora ku nekk yaa ngi ciy def la nga mën donc nag comme que état ñun doole luñu nañu bàyyi ñu suñu bopp rek comme ni ko si la ñu waxee ku mën a ubbi sa partenaire immobilier nga ubbi su fekkee da ngay jaay oto nga def jaay ji oto su fekkente ni da ngay jaay ginaar comme ni ko waxee nga jaay ginaar moo xam te da ngay dugg ci biir réseau bi dugg si investir jëm ci wàllu mbay mi fi ne mel nga def ko parce que tamit xam nga fi ñu toll nii soxna Fatou ku nekk toog def la nga sentir xalaat ne lii boo ko defee ak gis moom loolu dinaa mën a daal sa xel nga def mais état moom kenn ñun xaar ñu ko ci dara xaar ñu ko ci lenn Idrissa Seck pour joindre bu baax a baax si Lamine li muy wax am na fa ay mbootaay ñi nga xamante ne ñu ay parti réew mi la boo demee ñi ngi représenté Sonko yi ña nga fa boo demee ci ñi nga xamante ñooy jiite nguur gi tamit ña nga fa parce que toujours ñi ngi bëgg di xam li xew ci réew ñoo la gën a xam li Sénégalais di dégg tout à fait parce que ñoom ña nga fa consulat kan moo koy fal du président moo koy fal ambassade kan moo koy fal du président moo koy fal maa la ko wax kooku mën na toog wax ne Sénégalais yi nekk ci biir dëkk bi xamul seen i jafe-jafe tax di nga ko mel ne président Macky Sall tey ndax moom moo fi nekk ba
ba mu ñëwee da ne du ma jël kenn koo xamante ni dafa bokk dama koy jëlee Sénégal teg ko ci consulat bi wala may jëlee kenn da ko jëlee Sénégal di ko yóbbu ci ambassade bi damay xool koo xamante ku bokk ci yéen la xam li ngay di teg xam carrément jafe-jafe yi fan la nekk ma jël ko tabb ko ngeen di koy gis chaque jour mais est-ce que loolu am na différence est-ce que tax na solution yi génn nga ñëw ci lu gën a pire mooy sànq li ngay wax sànq ci suñu député yi nee nga man député laa gis ñoom ñaata rek 15 da ngeen am 15. benn rek ngeen di dégg muy wax de soxna Maam Jaara Faam benn daal laa xam ne Serigne Bàcc di ngeen koy dégg muy toog ci télé yeeg rajo yi di wax di kaas waaye dafa mel ni fi mu ne nii beneen député bu nit ñi xam boog bu fës bu taxaw rek di layal li nga xam ne moom moo di Sénégal diaspora sénégalaise bi moom dafa mel ne pour le moment gisuñu ko te loolu aussi dafa war a mën a attirer Serigne Bàcc li nga xam ne moom moo di attention des Sénégalais ndax xëy na ñun fii Sénégal yu nekk mën nañoo am autorité yu ñuy nax mais ñi nga xam ne tey dañu nekk tugal di ay doomu Sénégal gis ni tugal di doxee ak organisation bi am ci pays occidentaux yi ak fu mu mënti doon yaakaar naa loolu war na yee aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo di les Sénégalais de l'extérieur ba tey nit bu ñëwee moo xam doomu Sénégal wala lu mu ci mënti doon ñëw à des fins politiques ngir kat moom daf la bëgg a teewal fa nga xam ne fa la ñuy jëlee ay décision ngir yow mën a ñoŋal li nga xam ne moom moo di sa dund ci tugal ga nga nekk yaakaar naa ni yow pour ñu nax la warul yomb donc foofu aussi il va falloir tam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk tugal mu di ay doomi Sénégal bu fekkente ni dugg nañ ci cadre boobu ñoom itam war nañoo mën a bàyyiwaat xel ba képp koo xam ne dañu lay tabb wax dëgg fa yàlla ñun mën nañoo nax ndax ñun suñ dara organisé wul mais les occidentaux ku ne xam na ni tugal foo mën di dem organisation moo fa am ndax doomu Sénégal bii nga xam ne moo nekk fii ci réew mi la ñu naan boo lekkee jëlal sachet nga sànni ci corbeille bi mais doomu Sénégal boobu bu fi nekkee du ko def mais bu demee à l'Occident mais bu lekkee du sànni ci tali mais du sànni ci mbedd parce que xam na ni jugee na ci dëkk bu amul organisation mais dem na ci dëkk bu am organisation donc du ko def dafay dëppoo ak charte dëkk boobu donc d'habitude da ngay gis ci ñoo xamante ne dañuy dem ba am habitude maanaam dundu occidentaux léeg-léeg nga ñëw sax ñu naan léegi da ngaa tubaabe ku ci mel ni Serigne Ba ci fi mu ne léegi anglophone la moom bu wax sax léegi ñaari baat yu mu wax faa mu ca baxal ma anglais jéemaa léeral da xam ne soxna Fatou déggul anglais sànq dafa tudd ginaar nag daal di reetaan ab sàmbeen la ma daal di koy comprendre Serigne Bàcc foofu xam naa aussi faa ma interpeller la ci le fait que yéen itam est-ce que jotul tamit ñun nu ñuy naxee moom yéen waruñu leen a naxee noonu je pense parce que yéen a ngi ci dëkk boo xam ne ñoom xippi nañ yeewu nañu nax leen du yomb en fait sëñ Bàcc parce que waaw li ma wax sax mooy maanaam nax ñu du yomb mais gis nga ci réew yi ñu nekk ñun tey nga xam ne réew yu développé lañ moo tax ñu dem dafa wuti ji koom dafa am solo que ne réew tey boo ñëwee di nga son facise nekk ci réew mu organisé dafa am solo de dafa am solo de parce que tey ba nga dem ba toll ci jamono yoo xamante ni tey gis nga tey dama lay jox ñaari exemple yu gën a gaaw dafa am ay doomu sénégalais yoo xamante ni tey boo demee ci bitim réew ñu ngi leen tëj ci jeel bi tëj leen kaaj ci ñoo xamante ni par exemple li ñu leen jàppee su fekkoonte ni am nañu organisation bu baax bu nekk seen ginnaaw wala ñu am ay mbootaay yoo xamante ni ay avocat lañ parce que tamit ku xam réew yooyu xam ne des fois tamit pour nga am avocat bu baax faa nga fay xaalis bu bëri ak yeneen ñooñu tey dañuy ne ci ay jafe-jafe yoo xamante ni la ñuy def tey du doon sax cas bu nga xamante ni bu critique dëgg ñi nga xam ñi nga xamante xam ne justice yi foofu ni muy doxee mais li la koy wan moom mooy que ne état ba nga bokk wala boog réew ma nga bokk suñ joxul gëdd doomu africain ba fa nekk wala doomu réew ba fa nekk tey day tax bu defee lu toll ne tala fa doxee ni ñu war ko wan a àgge jox ko doole wala boog jox ko kattan bi nga xamante mooy tax tey mën a génn ci problème yu mu nekk du ko am parce que lu waral loolu moom mooy que ne des fois gis nga état dafay jouer le jeu gis nga tey fii nii Afrique wala tey fii Sénégal gis nga doomu sénégalais bi nga xamante ni dañ ko fi rayoon ca Kaolack gis nga ba ñu ko fi rayee ñu xam ne doomu américain la ci matul 48 heures nga gis ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa FBI wàcc fii Sénégal jéem a xam ñan ñoo def def ñu ñaaw tiif googu ba na ko rapputé tout à fait sànq bi émission bi tàmbali ji nga ñu ngi waxtaan ci wàllu ndaw soosu nga xamante mooy doomu Sénégal di jaari saw gis nga tey ji ba léegi ni ba ñii kenn mënul laa wax doomu sénégalais boobu fan la nekk dëgg la wallaahi bu ñu toogee ci état bu sérieux ñu ne jiw dafa réer depuis le 4 janvier ba tey le 23 janvier nga ci gis ku naan la wax na ma ak moom bind dama leer loolu lépp c'est assez faux si tamit loolu ku ko dégg xam ne lii nekkul dëgg
su fekkente ni mi ngi dund wala mi ngi dafa làqatu nañu dem wan ñu fan la nekk mu wax ak sénégalais ñëpp seen xel dal waaye wax nag yow envoyé li dogguma la foofu sax ak fi technologie toll ak France xarañteefam bi mu am ci wàllum technologie nit bu mënee envoyé mail rek électroniquement mi ngi fonctionné rek déjà kooku adresse IP rek war na la mën a permettre je pense ci suñu xam-xam boobu bu gàtt pour ñu mën laa tracé day am trace parce que day am fu mu jógee day am lu ñuy wax forum ak tout day am fu mu jógee day am fu mu jëm day am trace ñi nga xamante ñoom ñoo koy envoyé sax day am trace parce que lii da ngay jënd sax benn écouteur ci sa téléphone mën ngaa toog xam écouteur bi nga ko jëndee léegi fan la nekk fan la taxaw fan la jógee ba ñu yegg si sa kër lépp rek wax la ne li ngay laaj sànq ne est ce que man ci ñoo nag di nga Sénégal yi nekk ci réew yooyu ñu nekk réew yu mag yi dafa am dañoo nekk ay nit yoo xam ne intelligent lañ parce que dañoo ci réew yoo xamante day tax ñu ubbi seen bët xool mën a gis des fois da ngay tiit sax mais des fois da ngay ragal sax jàkkaarloo ku mel ne Soxna Fatou Cissé mu ne la foo dëkk ne la ko Sénégal parce que mënoo méngale mënoo comparé lu comparable donc doomi Sénégal yi nekk ci diaspora bi woowu wañ xasim kenn du leen ay jàmbar ay jàmbar dégg ngay gis da ngay dem gis suñu ay yaay yoo xamante ni wala suñu ay baax yoo xam ne dañuy nekk ay mag waaye kenn du leen am jom ay liggéeykat dëgg lañ mais Sénégalais yi nga xamante ni dañuy nekk am ay jafe-jafe nga xamante ne tey par exemple da leen topp ci ay cas yoo xamante ni tax ko demee noonu faaw doomu Sénégalais ñu leen di kii xoolal ma jox la benn exemple depuis 1998 am na benn doomu Sénégalais bu tudd Samba Kane ña ngi ko tëj ca Denver Colorado xam nga lu ñu ko tëjee parce que soxnaam di sénégalais moo amoon soxnaam di américain ñoo dem ba ñoom ñaar ñu am ay jafe-jafe bañ demee ba am jafe-jafe soxna si amaat keneen ku mu doon gisanteel koo xamante ni daanaka mën nañu am ñekkaaleen la mu ñëw bett leen xolam tàng ñëw daal di confronté wu xeex mu jël dara jëm ko kooku daal di seddi ca saasa ñu jàpp di ko jote pour wax na la ji nga ko procédure am 4 jours la durée parce que amul ñoo xamante ñoo ko war a mën a ñëw assister ko soutien très bien si dem amul ko léegi fi mu toll dañ ko war a tëj ci prison bi à vie kooku doom dootu gisee ci jant bi est-ce que genre cas yu mel noonu suñu état yi sax xaw yoon moo gën a ndaw est-ce que suñu état yi sax mi ngi si jéem di dox dama laa jox benn exemple ne mën naa la jox ay milliers ay cas yoo xamante ne tey mi ngi ñuy dal donc ñun boo yaakaaree wéeru ci état wala da ngay sonn mais yooyu su ma la génnee nag mooy wut ay organisation yu mag comme ni ko suñu la ñu waxee benn kii bu mag boo xamante ne tey di nga tuwaat xam lu ñu ragal mbooloo leen ragal boo nee da ngaa taxawal dara ñu leen mbooloo toll na nangami personne dañuy dellu ginnaaw Sénégalais yi nekk diaspora bi ñu ngi dimbali seen bopp xaaral ñu ci état bi jërëjëf Serigne Bathie ñu koy jaajëfalaat bu baax a baax rek di fàttali ni ba tey rek yéen ak ñuy topp ci suñu biir émission bi nga xam ne moom moo di émission face aux émigrés ñu koy amal rek ñaari ay bés yu jot samedi bu 20h jotee rek jàpp li nga xam ne moom moo di 21h30 di càmbar taxaw seetlu ci li nga xam ne moom moo di sénégalais de l'extérieur bi mu di diaspora sénégalaise bi tey nag ñuy àddu rek di waxtaane fi jamono toll ak wopp ji di Covid 19 yan perspective tey la ñu war a mën a teg daal di xàll ab yoon mu di doomu Sénégal bi nga xam ne moo nekk tugal ngir rek dundina mën a doon dund boo xam ne dund bu ñoŋ lay doon di fàttali ni rek ñu ngi ciy ànd ak ki nga xamante ni moom moo di Serigne Ibrahima Kane bu ñu leen fàttalikoo ci ndoxteeli kàddoom mi ngi koy wax émigré la woon jugee nekk tugal waaye ba mu fa nekkee xool mbir yi xam ne kat fi mu ne nii moom li mu gis rek mooy dellu si waat Sénégal dafa mujj dellu si te xaaru fa li nga xam ne moom moo di këyit waaye itam ki nga xam ne moom moo di Serigne Bathie Samb moom itam yaakaar naa ku ñuy présenté mu nekk foofu ca États-Unis rek di ànd ak ñun ci liggéey bi di présentateur ci télévision ma fàttewul Bichri mu indi lu am solo ci li nga xam ne moom moo di dundu émigré bi fa nga xam ne moom moo di tugal waaye daal di proposé lu am solo ci taxawaay bi nga xam ne doomu Sénégal bi nekk tugal mi ngi ko taxaw ca tugal waaye itam jàmbaar gi nga xamante ni jàmbaaroon nañu ko ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di doomu Sénégal yi nekk tugal donc xam naa rek dañuy daal di dem à la régie daal di déglu rek wala bokk daal di dem ci page publicitaire boobu nga xamante ni ànd ci ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Abdou Khadre Diop moom itam ci confiance bi nga xam ne lal na ko ci télévision ma fàttewul Bichri ak yaakaar bu mu am ci liggéey bi daal di ànd ak ñun mu di borom IBC di International Business Company di agence immobilière di yëngu ci lu bare bari nekk foofu nga xam ne moom moo di ca Yoff Tongo di am ay services yu ci mel ni achat jënd ak njaayum kër waaye tam jëm ci wàllum gérance boo yoree sa ay immobilier nekk fii ci Sénégal amaana dénk nga ko koo xamante ni xëy na daa mel ni man sëñ Ibrahima buñ ko joxee lu yaas mu lekk demal seetil ma Serigne Abdou Khadre Diop di nga kontaan lépp dina leer incha allahu rabbi kon ñu jël suñu page publicitaire te daal di ñëwaat ci jotaay bi.
IBC International Business Company di seen agence immobilière taxaw tembe ci mim réew da ngeen bëgg dëkkuwaay bu mu jub ayib mëni am na ba noppi ànd ak lépp lu ca war a nekk ci biir dëkkuwaay yooyee chambre à coucher ya salon ya waañ ya ak salle de bain ya mëni lépp yanj laa wax ay dëkkuwaay yoo xamee ne soo fa duggee rek sa xol dafay naa dara desul lu dul nga ñëw ñu jox la say jaabi IBC International Business Company day jaay itam ay terrain tànnal sa bu la neex ci ay njëg yu xéwale nga ami dëkkuwaay bëgg ko jaay teg ko ci yoxo IBC International Business Company mu daal di jar na nga ko bëggee wala nga bëgg jënd kër na la doy sëkk IBC International Business Company jokkool ak Abdoul Khadre Diop di gérant bi ci 77 723 26 46 email solutionnimo 313@gmail.com. kon nag ma ngoog ñu koy santaat rek di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom Serigne Abdou Khadre Diop di ko ñaanal yàlla rek suñu borom bi gën a def tawféex gën a dooli xéewal ci agence immobilière am boobu xam naa rek damay laaj sëñ Ibrahima Kane am nga kër wala amagoo kër. waaw am nañu am nga terrain am nga terrain booy jënd terrain désormais na nga mën a dem seetalil ma sëñ Abdou Khadre Diop na ma lebal boobu ok xam naa sëñ Abdou Khadre mi ngi lay dégg xam naa dina la lebal xam naa damay laaj daal di sëñ Bàcc am nga terrain wala amagoo terrain. waaw am nga terrain. am naa ciment waaye amaguma suuf. am nga ciment mais amagoo suuf dama seeti Serigne Bàcc waaye Serigne Abdou Khadre Diop. raw nga ñu xoolal ma yow fi mu ne nii. fi mu ne kenn woon damaa am ngooñ te awma xar fi mu ne Bàcc dafa am ngooñ te amagul xar dama lay yebal comme nga xam ne moom mooy IBC moom Serigne Abdou Khadre Diop borom International Business Company mi nga xam ne moom lañ doon àndal léegi rek mu di suñu partenaire leader ci biir émission face aux immigrés ñu koy sant di ko gërëmaat bu baax a baax di woo rek képp koo xam ne yaa ngi ñuy topp bëgg xam xëy na mooy kër wala boog nga yor ay terrain wala lu mu ci mënti doon rek mu di lépp lu yëngu rek ci wàllum affaire immobilier rek dañu daal di bëgg rek nga daal di lëkkaloo désormais ak ki nga xamante ni moom moo di Serigne Abdou Khadre Diop borom IBC International Business Company surtout nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo di diaspora sénégalaise bi ndax wax naa ko sànq bari na fi tey moodu bu liggéey ay millions jox mbokkam lekk bari na fi tey ku tabax ay këram jox jàmbur yàlla ngir mu gérer bu weddee buñ ko fayee location mu lekk donc désormais rek ngir loolu daal di jeex kóolute gi moom leer na Serigne Abdou Khadre Diop lay doon borom IBC moom it ñu koy ñaanal yàlla suñu borom gën a teg ci moom loxo defal ko tawféex ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi waaye rek di leen fàttali war rek dañuy daal di ñëwaat ci thème bi wóyal li nga xam ne moom moo di waxtaan bi waaye ci samay ndorteelu kàddu yaakaar naa waxoon naa leen ko ci atum 2021 bi dañuy ñëwaat ci beneen xar kanam ci seen biir émission face aux immigrés ndax ginnaaw bu ñu tegee ponk daal di koy waxtaane dañu daal di indi rek benn rubrique boo xamante ni dina jëlaat beneen facette ki nga xamante ni moom moo di doomu Sénégal bi nekk tugal moo xam ka nekk tugal moo xam ki ne ci réew mi waaye tam moo xam kii dem ak dikk waaye nag bi yoon tey ci suñu rubrique bu am solo boobu nga xam ne moom moo di à la découverte de tey dañu fas yéene dem waxtaane ki nga xamante ni moom moo di monsieur Boubacar Seye buñ ko waxee ak fi jamono toll ak actualité ku ne xam na ni tey lu waay wax ci diaspora bi te tuddoo ki nga xam ne moom moo di Boubacar Seye dafa mel ni sa ay wax amul sens ndax dayo bi mu am taxawaay bi mu am gunge bi ñuy gunge ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa diaspora bi ci ay jafe-jafe ci ay tolof te bu ñu gëstoo du ñu gis état bu Sénégal kan la ñuy gis ñi nga xam ne tey ñoom ñoo di ay acteurs di gunge ñi nga xamante ni ñoom ñoo di diaspora sénégalaise bi xam naa rek ni ki noonu bu fekkente ni yemb na rek à la régie dañuy daal di dem ci li nga xam ne moom moo di suñu rubrique bi nga xam ne moom la ñu jagleel tey monsieur Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières mi nga xam ne fii ñuy waxee à l'instant caabi daf ko féete ginnaaw ci ay kaddu yu nga xamante ni jotoon na ko génne ci ñu def bilan audit ci koppar bu takku bi nga xam ne yenn ci ay Occident wala yenn ci ay kuréel dugal nañ ko ci réew mii di Sénégal ngir xeex situation actuelle bi jeunesse bi di dund mu di li nga xam ne moom moo di immigration clandestine ndax ñu waxante dëgg Sénégal toll nañ ci jamono boo xam ne jeunesse bi amatuñu espoir ci réew mi dañu gis ni rek solution bi mooy lan dëddu réew mi jël li nga xam ne moom moo di gaal gi mu mel ni nag yenn kuréel yi dañu taxawanteem rek ngir xeex lu ñu mel xam naa rek dañuy daal di dem à la régie daal di teewlu li nga xam ne moom moo di suñu rubrique à la découverte de ñu jagleel ko ki nga xam ne moom moo di monsieur Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières. dama animé benn conférence j'en profite pour nuyu Aline Badara Cissé sur la migration bi ñu paree bi wax ji bëree c'est la représentante de l'Union européenne moo ma woo
laaj ma sama email yónnee ma ñoom liñ fi dugal yépp ci xaalis nga xam ni kon ñoom jaaxle nañu biñ ko xaymaa mu ngi toll ci plus de 180 euros tout récemment ci année yi passé avec des programmes en cours ñin ko jox ak ñoom ñëpp je vais mettre ça à la disposition de toute la presse pour ñu xam ni du ñu waxantu pour ñu xam ni aussi l'heure est grave pour ñu xam ni aussi il y a urgence absolue parce que suñu demee ba nga xam ni ñii nga xam ni ñooy jeunesse bi di dee jeunesse bi nga xam ni richesse la nekk fardeau bay dee il y a danger kon war nañ taxaw xoolaat léegi xaalis yooyu ñun ko jox mais je crois que le président de la République war na leen a topp ba ci OIM boobu di wax parce que boo xoolee doo leen dégg lu dul naufrage su amee parce que dañ leen di jox xaalis dans le cadre de la formation et la création d'emploi ñooñu ñëpp war nañoo def bilan parce que lii nag ay doomu aadama la dama wax ni dañu nekk ci scénario bi nga xam ni la migration dévoile des aspects aux conséquences incalculables ci société yi ñu nekk en situation de vulnérabilité chronique tey toute l'Afrique est endeuillée gis nga le Sénégal en une semaine mënuma la wax le nombre de naufragés le nombre de disparus le nombre de décès en Méditerranée kon je crois que nag tey war nañu toogaat xoolaat mbir mi diagnostiqué ko pour indi ci ay saafara loolu nag pour mu am il faut que ñu taxaw daf le bilan xaalis boobu fu mu dugg ñan lañ ko joxoon ñu rendre compte parce que nag li am tey c'est l'échec des politiques publiques li am tey c'est l'échec de l'État dans la prise en charge des problématiques liées à la jeunesse pour ñu saafara ko nag je crois que il faut que il y a un cliché qui consiste à dire tout est OK je crois que cliché boobu ce logiciel doit disparaître il faut que ñu taxaw waxante dëgg pour tabax un Sénégal tout teg beneen modèle économique tout teg beneen modèle beneen contrat social pour que jeunes yi si mën ci gis seen bopp parce que li am nii tey c'est excessivement grave et à ce rythme-là c'est tout le Sénégal qui risque d'être dépeuplé parce que tout simplement manque d'espoir parce que tout simplement ndóol parce que tout simplement injustice sociale parce que li am c'est tout simplement ay années d'injustice sociale yu accumulé wu il y a beaucoup d'injustice sociale il y a beaucoup d'exclusion ba nga xam ni tey espoir amatul ci dëkk. yile kàddu moo waral tey moom mile yoon daal di koy teg loxo maanaam caabi daal di koy féete tey ginnaaw ci laaj ba mu sampoon ni kat ani koppar bu takku yi kuréel yi nga xam ne ñoo feggu ca tugal daal di dugal ci réew mi di Sénégal jàpp 2005 ba 2019 mi ngi wuyoo ci turu monsieur Boubacar Seye di njiitalu ONG Horizon Sans Frontières yàgg xeexal li nga xam ne moom moo di diaspora sénégalaise bi waaye tam yàgg di càmbar li nga xam ne moom moo di dossier migratoire mu mel ni sax bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di naataangoob waaye itam daal di yor kàddoom ci jamono yii léegi nga xamante ni mi ngi ci jafe-jafe monsieur Souleymane Aliou Diallo di jiitalu beneen kuréel bi nga xam ne moom moo di ONG Otra Africa mi ngi biral nikat Boubacar Seye ba tey fa mu nekkoon ci ay kàddoom dellu ci ginnaaw. liñ siy wax ginnaaw yu yoon da si ubbi pàcc. am na loo xam ne dañ koy bàyyi ak avocat yi ñu liggéey ko mais pour l'opinion nationale et internationale Boubacar n'a pas divulgué de fausses informations Boubacar li mu wax amaana ni ñu bëri ci technique de communication buñ ko jàngate dañu xam ni kii li mu wax am na fi mu ko teg mais Boubacar dafa waxul lu kenn waxul Boubacar tuddul kenn Boubacar joxuñul benn institution wàllum xaalis la laajte niñ ko audité xaalis bi jëm ci migration kan la Boubacar tuumal kan la Boubacar saaga Boubacar li muy wax ay recherche la yoo xam ne moom da koy def mu laajte niñ ko audité ci wàllum wax rek waruñ ci téye doomu aadama parce que amul kenn kuy mën a ñëw te ne Boubacar man la gàkkal sama der état wu Sénégal nag ñun ñëpp ci la ñu bokk dama yaakaar ne s'il interpelle l'état du Sénégal moo ko war a mën a jàppale ci liggéey bi indil ko tontu ci li muy wax su nekkee nag dafa am ñenn ñoo xam ne jàpp nañu que ñoom la wax jooju ci orienté wu ñooñu nañu ñëw dans un débat libre et démocratique démonter li Boubacar di wax mais Boubacar li mu wax loolu la yónnee loolu la confirmé ba sunu naataangoo yi nga xam ne ñoom ñoo ko féetale bitim réew bi muy mujjee wax ak ñoom loolu la leen yónnee nee leen li ma wax ci enregistrement bi jàpp ma ni lu bon la teggiwaatuma ci leneen
parce que léeg-léeg da nga siy dégg ay wax yoo xam ne Boubacar dafa weddi lu mu waxoon. Boubacar du wax waxeet deful wax waxeet Boubacar au contraire ba tey il reste sur sa faim mooy nañ ko leeralal wax ji moom li mu laajte nañ ko leeralal Boubacar foofu la teg tànkam. moom Serigne Omar Ba depuis foofu nga xamante ni moom moo di France di fësal ni kat moom Boubacar Seye lii mu wax kat yàgg nañu ko dégg ci ay kàddoom ci loo xamante ni mi ngi koy xeex jëmale ko ci li nga xam ne moom moo di diaspora bu Sénégal. la yëwan bu ñu sukkandikoo ci Serigne Omar Ba urgence bi ak mbas mi nekkul di jël nit ñi di leen tëj ci li nga xam ne moom moo di kaso yi. jot naa ñu daal di delloosiwaat li nga xam ne moom moo di xel yi. nga xam ne lii wax na ko nag yàgg na ko wax parce que moom li mu jàpp te ñun ñëpp ñu xalaat ko mooy réewum Sénégal ak réew yu mel ni moom amuñu li ñuy wax une politique migratoire loolu kuy waxal yàlla xam nga ni dëgg la ndax politique migratoire bi ñu fiy doxal mooy bi européens yi teg daal di nañu nii ngeen di war a doxee donc ñun amuñu déjà lu ñu war a wax ci mbir mi. dañuy subir kon politique boobu loolu rek la wax loolu nag li muy jur mooy li mu wax nga xam ni moo tax ñu yóbbu ko ci kaso bi mooy xaalis bu baree bari boo xam ne ñu ngi koy dugal ci réew mi mu war a jëm ci loolu ci xeex immigration irrégulière comme ni ñu koy waxee wala dimbali ñi nga xam ni ñoo am ay jafe-jafe pour ñu bañ a dem di sànq seenu dund loolu xaalis bu bari la depuis 2005 la Boubacar Seye li mu wax visé wul kenn waxul kenn tuddul tur. waxul ni diw wala diw ñoo ko lekk waxul loolu dafa ne rek dugal nañ fi xaalis bu toll ci 118 milliards te biñ ko xoolee sax ëpp na ko daanaka am na rapport boo xam ni dafa wax ni 200 milliards mat na ko te 200 milliards yi mooy li ñu xam waaw donc loolu du caageen dafa yab nguur gi wala dafa yab diw wala diw déedéet parce que 2005 bi rapport bi li muy wax 2005 la commencé donc 2005. Macky Sall doon président de la République Abdoulaye Wade moo doon président donc day loo xam ni du attaque personnelle boo xam ni dañ koo diriger contre nit wala contre un régime déedéet dañuy wax ni Sénégal ci boppam moo am jafe-jafe ci am gouvernance bu baax ci lu jëm ci immigration bi ak de manière générale la reddition des comptes loolu c'est un problème fondamental loolu rek la wax loolu nag dama yaakaar ne jërul lii ñu ko teg nga xam ni teg nañ ko moom teg ko ak njabootam waaye itam jublu ci xoqatal xëy na képp koo xam ne war ngaa jóg ëllëg pour wax ci Sénégal sa xalaat te damaa yaakaar ni Sénégal am réew moom bu ñu fa mënatul a wax suñu xalaat yaakaar naa ni jafe-jafe am na ndax mën ngaa nangu jafe-jafe bu nekk ñu di la ko teg nga di ko muñ waaye doo wax sa xalaat wala boo ko waxee itam doo gis biti loolu war nañ koo xoolaat bu baax kon ñu ngi woo état bi vraiment mu delloo siwaat xelam xam ni kii doomu Sénégal la boo xam ni dafa bàyyi lépp pour jàppale Sénégal ci ni mu ko mënee ci xam-xam bi ko ci yàlla jox ak expérience bi ko ci yàlla jox kon nag vraiment ñu ngi ñaan ñëpp ñu delloo siwaat seen xel xam ni situation bi ñu nekk aussi du situation boo xam ni c'est propice à ça ñu ngi nekk ci Covid nekk ci mbas nekk ci jaaxle prison yi fees ñu waroon a lijjanti lu ko gën a désengorger ñuy dolliwaat encore ay problème di tegaat encore nit ñi ay naqar ñuy gën di mobiliser waat loolu yaakaar naa ni war nañ koo moytu kon vraiment ñu ngi leen di woo ci ñu delloosiwaat suñu xel ñun ñëpp bàyyi Boubacar Seye mu delluwaat ci ak njabootam. Serigne Ousseynou Faye nag moom depuis foofu nga xam ne moom moo di Grèce jàpp ne Boubacar Seye mii ana kan moo ko gën a yell ngir rek daal di sàkku ngir ñu daal di indi ay leeral ci koppar yi jotagum dugg ci réew mii di Sénégal. li olof Njaay naan genn golo dafa gudd waaye loo ci laal boroom yëg ko Boubacar Seye day jàmbaar di nit koo xamante ni bii yaakaar naa ne lu waaye gàtt-gàtt dégg nga horizon sans frontière liggéey bu am solo bi nga xamante ni bii mi ngi koy defal doomi réewum Sénégal fépp fu ab sénégalais nekk ci àdduna du mën a sax ay Europe ak ay Amérique ak yooyu ba ci Afrique sax yenn saa yi nga dégg ñu ne kat ay sénégalais ñu nga bërëb sàngam taga témb fa ñuy joytu état ñëwal fu sunum état nekk sunu président yi fu nu nekk ana sunu ministre nangam waaye da nga gis mbaa nga dégg mu solow dàllam dem lijjanti loola ba xam lan la xam ñaata sénégalais la xam yan tolof-tolof la xam yan jafe-jafe la bind rapport am loolu lijjanti ko lii gàcce la sax da ngay rus sax da ngay naan Sénégal est-ce que jar naa sonn sax di kër-këri ci yenn yi ndax kuy liggéey bu mel nii fu nekk mu di fa dem ci àdduna
di xam say doomi réew ci lan la ñuy dund kii kan moo ko gën a légitime sax boog ci laaj état xaalis bi fan la dugg man de bu doon man la sawaay dama ciy xëpp sax kaani moom sax tubaarkàlla daa baax rek waaye kii kan moo ko gën a légitime laaj état ñii Union européenne xaalis bu muy génnee ngir say doomi réew fan la dugg kooku kii kan moo ko gën a légitime ki nga xamante ni bii fu nekk ma nga fay dem ci àdduna di xam li immigré yi di daj ak ci yan kaso la ñu nekk wala ci yan temps la ñu nekk wala ci yan jafe-jafe la ñu nekk fu nekk ci àdduna nag laa wax ba dégg ngeen jamono yële passé problème bi amoon Russie ak problème bi amoon Chine liggéey bi am solo bi mu fi def kooku bu fekkee ne mi ngi dem ci ndaje yu mag yi ñi di ko invité ci yu baree bari kooku nag am na droit nag taxaw ne waa mais comment ñii xaalis bi ñuy génne kon di ko def ngir doomi réewum Sénégal ngir immigré yi te daanaka cin fokkut bënut yax ba fa nekkoon ne meles lii fu mu dugg. mu mel ni rek caaxaan moo doon lu bari ci réew mi di Sénégal ci bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di Sidi Fall di étudiant foofu nga xamante ni moom moo di. ci asalaamaaleykum mbokki Sénégal xanaa di wax ci lu gàtt rek di wax ni justice sénégalaise na bàyyi Boubacar Seye parce que Boubacar Seye lu mu def document yi mi ngi sur le net su waxuma sax waxu le fait que représentante Union européenne woo ko jox ko ay documents mais jarul sax loolu parce que mën nga dugg ci net bi rek boo demandé bilan ci loolu peut-être ñu génneel le PDF bi nga xamante ni moom moo def lépp lu nga xamante ni wax na ko di ko te chiffre yooyu sax peut-être ñoo gën a garaaw que moom yi mu annoncé di ko nañ bàyyi caaxaan yi. mën nañoo jàpp ni coowal Boubacar Seye bi indi na li nga xamante ni moom moo di ak booloo ci kuréel yi nga xam ne dañu taxaw temb ngir xeexal diaspora bu Sénégal mu di sénégalais de l'extérieur bi waaye itam ma ngay àddu di fësal mu Serigne Seydina daal di sampab laaj moom milee anakat ñi nga xam ne tey ñooy teewal ca pencam ndaw réew ma ñi nga xam ne tey ñoom ñoo di diaspora bi. alerte la parce que fi nekk nii lii tax na sax dafa boolewaat tey la diaspora sénégalaise yi nga xamante ne dañ doon xeex en ordre dispersé lii boolewaat na leen tey gis ngeen tey chaque fois ñu génn communiqué boo xamante ne l'ensemble des associations ñoom ñoo ciy wax donc man lu ma ci naqarlu rek mooy les députés de la diaspora mu nekk ñoo xamante ne ba tey kenn déggu leen si dara te dañoo nomm 15 députés yoo xamante ne ba tey ñi ngi xaar seen réaction ñu wax ci mbirum Boubacar Seye bi kenn nanguwu see wax man nag loolu je pense que ni dafa mérité beneen question la ñu war a poser pour xool ñun naka la ñu war a mën a tànnatee suñuy député bu fekkee ne ñun suñuy biir dañu am ay problème te benn député de la diaspora yëkkatiwu ci kàddu wax loolu lu ma naqaru la te loolu aussi duñu si yem dinañ ko topp ba mu jeex Moïse Sarr muy moom xam ne moom mooy secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur ñu doon yaakaar ci moom et malheureusement gis nañ position bi nga xamante ne jël na ko mooy lan kontaan si jàpp bi nga xamante ne jàpp nañ ko Boubacar Seye benn journaliste lañ na ko ndax gêné wu la ñu jàpp kenn si sa njaboot mu ne au contraire donc loolu ça veut tout dire donc lu ci kanam raw li bët ñun dinañu engagé yeneen combat yoo xamante ne yu ci kanam la lii yëpp dinañ ko leeral te yii yëpp bu dee information yoo xam yegguloon ci chef de l'État incha allah dina fa yegg am nañu ay pexe yoo xamante ne président dina jot suñu xeex bi. mu mel ni rek xeex bi ñëpp jël nañ ko rek daal di koy def seen xeex moo xam fii ci Sénégal waaye itam fa nga xamante ni rek moom moo di tugal ngir àddu daal di indiwaat ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorité sénégalaise yi ngir ñu delloo si waat seen xel daal di bàyyi kii nga xamante ni moom moo di Boubacar Seye mu ñu teg loxo ci rek daal di laajoon li nga xam ne moom moo di audit ak bilan ci koppar bu takku bi nga xam ne Union européenne ak ñu mel ni moom jot nañu ko dugal fii ci Sénégal ngir daal di xeex li nga xam ne moom moo di immigration clandestine ndax nag fan yi ñu weesu jàpp weer yi ñu weesu ku ne gis na jeunesse bi ni ñu doon faatoo ci li nga xam ne moom moo di waax gi ndax amatuñu woon espoir ci fi nga xam ne moom moo di Sénégal mu mel ni Boubacar Seye daal di cay jotoon def jéego yu am solo ak taxawaay boo xamante ni itam taxawaay bu am solo la ngir wattu rek wala boo gunge li nga xamante ni moom moo di askan bu Sénégal. plateau bu baax a baax rek macha allah ci li nga xamante ni rek moom lañ leen indiloon ndiki tey di am jot ni amaana teewlu ngeen bu baax a baax li nga xam ne tey moo nekkoon suñu rubrique à la découverte de ki nga xam ne moom moo di monsieur Boubacar Seye di njiitalu ONG boobu nga xam ne moom moo di Horizon Sans Frontières mu mel ni rek ñu ko déggandoo ci ñi nga xam ne ci biir élément bi àddu nañu jëmale ci jëmmu ki nga xam ne moom moo di Boubacar Seye mu mel ni ñoom ñëpp rek bu ñu leen dégloo dafa mel ni kàddu yu benn la muy maanaam assistance
conférence bi nga xam ne moom amaloon na ko jëmale ko ci ki nga xam ne moom moo di sénégalais de l'extérieur bi donc ngir wax ni rek ñu bëri doon nañ ko bàyyi xel ci gunge bi mu leen doon gunge waaye ci jàppale yi mu doon jàppale waaye itam di fësal ci àddina wërngal këpp lépp lu doonoon lu nga xam ne moom moo di ay jafe-jafe yi ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo di sénégalais de l'extérieur yi donc dañuy santaat bu baax a baax rek suñu intervenant yi nga xam ne amoon nañu leen ku ci mel ni itam ki nga xam ne moom moo di monsieur Souleymane Aliou Diallo mi nga xam ne jàppale ñu bu baax a baax rek ci li nga xam ne moo doonoon coordination bi moom mooy njiitalu ONG boobu nga xam ne moom moo di Otra Africa di jaajëfal Serigne Seydina waaye itam ñu nekk tugal ku ci mel ni Serigne Omar Ba depuis France ak ki nga xam ne moom moo di Sidi Fall di étudiant foofu nga xam ne moom moo di ca France ca Toulon moom itam ñu ngi koy sant bu baax di jaajëfal itam Serigne Ousseynou Faye depuis foofu nga xamante ni itam moom moo di ca Grèce ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ci seen ay intervention waaye itam di jaajëfalaat bu baax a baax suñu ay naataangoo yi nga xamante ni ñoom ñoo di waa E221 ñoom ñi tam nga xam ne ñoom ñoo ñu accordé à ce que ñu mën a jël li nga xamante ni moom moo di interview boobu nga xamante ni ñoom jotoon nañu ko séq ak ki nga xam ne moom moo di monsieur Boubacar Seye ba mu daal di koy jural tey yoon daal di koy teg loxo ci kàddu yooyu nga xam ne rotal na ko ci àddu bëgg a xam bilan ngir ñu def audit ci koppar yu takku yi nga xam ne jotoon nañu ko dugal ci réew mi di Sénégal ngir xeex li nga xamante ni moom moo di immigration clandestine ñu leen di sant bu baax a baax suñu naataangoo yooyu di waa E221 à travers ki nga xam ne moom moo di suma confrère moom Djibiru Mbaye waaye itam di jaajëfal ki nga xam ne moom moo di Serigne Ousmane mi nga xam ne moo ñu jox rek maanaam dogal boobu noonu daal di ñuy jox privilège ngir ñu mën a dawal li nga xam ne moom moo di vidéo bi xam naa rek mbokk yi ñu daal di jeelu rek ba tey ci waxtaan bi ndax tey kenn sañu ta waxtaane sénégalais de l'extérieur ci perspective ak lu mënti doon te àdduwoo ci actualité bi nga xam ne moo dal ci seen kaw ndax buñ jàppee tey Boubacar Seye dafay mel ne sénégalais de l'extérieur bi la ñu jàpp ndax ci xeexal leen la nekkoon di leen xeexal di leen laajal seen àq ak yelleef ba yoon tey daal di koy teg loxo caabi daal di koy fiite ginnaaw xam naa foofu lay joxe kàddu gi rek Serigne Ibrahima Kane ginnaaw santaate bu baax a baax dalalaat bu baax a baax mbokku teewlukat yi nga xamante ni rek ñi ngi ànd ak ñun jamono ji ci li nga xam ne moom moo di émission face aux immigrés Serigne Ibrahima ban avis nga am ci situation ki nga xam ne moom moo di monsieur Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières par rapport ak ñi nga xam ne tey jege nañu ko daal di addu wala ñi nga xamante ni daan nañu ko dégg fekkee ay jalooreem ñu jot a addu ci li nga xamante ni moom moo di rubrique bi nga xam ne moo nekkoon à la découverte de kii de monsieur Boubacar Seye di njiitalu li nga xam ne moom moo di Horizon Sans Frontières. waaw ñun de dañ koy ñaanal rek yàlla delloo ko ci njabootam lu mu gën a gaaw parce que nekk na combattant c'est un combattant te ku ñu yàgg suivre la muy xeexal diaspora bi donc li may déplorer rek mooy recul démocratique bi am fii Sénégal te Sénégal léegi da ci waxee sa xalaat ñu jàpp la tëj la ci kaso bi wala ñu lay xoqatal wala leen la di la jaay doole donc damay jàpp ni Sénégal pare wuñu pour développer wu parce que lim fi wax jàpp naa ni soo xoolee état sax da ko waroon utiliser pour mener des enquêtes pour xool nan lay leeralee loolu mu nekk débat démocratique mais nga jël nit ki jàpp xool ko dugal ko ci kaso bi bon ñu mel ni ñoom mun na leen bañ a def noonu sax mun na leen te polo ko leen ci def enquête xool donc jarul yi ñu ciy def nii yëpp te jàpp naa ni lii dina yee leneen parce que am na yeneen Boubacar Seye ñu ngi woon ci dëkk bi ci diaspora bi doom def li leen dina permettre ñu ñëpp boolewu doon benn say pour ñi nga xamante ne ñooy représenter diaspora bi gën a am doole parce que tant que ñu ngi compter ci ñi nga xamante ne état moo leen fi teg que ça soit kii de sénégalais de l'extérieur bugguma ay député ak ay affaires yooyu problème mu émigré ak du sotti mukk parce que tey kii sëñ Bàcc wax na ko sànq su dee organisation daayira yi la association yi nekk foofu ñoom ñooy cotiser donc amul lenn loo xamante ne ni ñoom ñu ngi koy defaral émigré yi ba ci Covid bi ñu ne dañuy suul néew yi foofu ñoom ñoo taxaw xeex ne carrément néew yi dañu war a dellu ci fii ci seen i réew ñu def ci jéego yu am solo état door ci fekk si donc jàpp naa ni tey Sénégal démographie dafay wàññeeku bu baax a baax te mu nekk loo xamante ne nii wax dëgg si yàlla xaaruñu ko woon ci un président comme Macky Sall li nga xamante ne après les indépendances la ñëw donc déception totale moom moo fi am donc loolu laa ci mënoon wax donc di ko ñaanal yàlla mu dellu ci njabootam jërëjëf Serigne Ibrahima Kane ñu lay santaat yow itam bu baax a baax rek di la jaajëfal waaye itam di jaajëfalaat bu baax a baax di ko sant di ko gërëm moom Serigne Pape Touré depuis foofu nga xam ne moom moo di Belgique moom itam taxaw
taxaw nañu bu baax a baax ci élément bi ci li nga xam ne tey ànd nañu ko def à la découverte de ki nga xam ne moom moo di monsieur Boubacar Seye ñu ngi koy sant bu baax a baax moom monsieur Pape Touré Serigne Pape Touré depuis foofu nga xamante ni moom moo di Belgique xam naa rek damay daal di jox kàddu gi rek moom Serigne Bathie Samb moom itam bu dee mi ngi ci ligne bi rek mu daal di indi taxaw seetloom ana naka la gisee tey actualité fi mu toll mu daal di laal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di diaspora sénégalaise bi daal di laal bu baax a baax koo xamante ni acteur la am na lu bëree bëri lu mu jot a ñoŋal ci li nga xamante ni moom moo di dundinu gunge ki nga xam ne moom moo di doomu Sénégal bi nekk tugal xam naa Bathie bu fekkee yaa ngi ci ligne bi rek mu jox la kàddu bi ginnaaw bi nga teewloo tey suñu rubrique à la découverte de Boubacar Seye président bu Horizon Sans Frontières ana lan ngay indi ci taxaw seetlu ak naka nga gisee tey réaction état ci bi Boubacar Seye waxee kat dañuy sàkku audit sàkku bilan ci koppar bu takku bi nga xam ne dugg na ci réew mi tukkee ci Union européenne ngir xeex li nga xamante ne moom moo di mbëkk mi mu di lutte contre l'immigration clandestine au Sénégal. dama lay féliciter waat encore une fois ci vidéo bu am solo bi nga jàllale parce que lii may wane ne vraiment sa émission respecté nga bu baax a baax say téléspectateurs boo tax na lépp looy wax wala dara da lay jaral ñu sonn ci loolu moo tax vidéo bi nga jàllale mu nekk vidéo bu am solo sama facile maanaam li dal suñu mbokk moom di Boubacar Seye nga xamante ni tey lu rëy liggéey na ko ci bitim réew laataa mu ñëw Sénégal bi saa yi mën nii da leen war a gën a mën a dooleel jox leen cër parce que àdduna wala réew day toll foo xamante dafa am ñoo xamante ay monument lañ te ñooñu tey par exemple seen ay kaddu wala seen ñuy jékki-jékki di ko bind wala dara nekkul ne dañu koy xëy rek da ko wax nii ci zéro tout à fait parce que tey ci vingt et unième siècle lañ nekk ay information bu la réer wala boo bëgg a xam ci tubaab yi soo ko bëggee xam à la limite da nga koy xam xamul tax parce que ñoom tey lépp lu ñuy seq ñun suñu réew yi comme yow sànq maa ngi koy wax dañoo nekk réew yoo xamante amuñu doole lu ñuy seq ak ñu dañu koy bind dëgg la yow tey jii en tant que journaliste soo ci bëggee am information mën nga ko am sëñ Ibrahima lu ko bëggee mën na ko am mën naa ko am suñu mbaa mën na ko am keneen ak keneen mën na ko am et li moom li mu wax amul lu ci extraordinaire parce que li mu wax rek mooy su fekkente ni xaalis boobu yëpp dugg na ci biir réew mi na état bi génn wax xaalis bi fan la dugg xam nga tey dafa am loo xamante dafa yenoon maanaam dafa am ay doomu sénégalais yu nekkoon ci diaspora bi ci diggante bi Donald Trump nekkee woon président ñu amoon ay doomu sénégalais yu bëree dañ leen a indiwaat ci réew mi bañ ko indee ba pare su nga nguur pour def dara tu amul dara ci ginnaaw maanaam du am revenu loolu mënut a nekk lépp lu ñu signé dana am revenu di nga doomu sénégalais yi nga xamante ñoo nekkoon ci Amérique yu bëri bañ leen indee fii nekkul ne dañ leen indi rek bàyyi leen ñu leen indi ba pare jox leen xaalis di nga ci Sénégal yi ku nekk joxoon nañ la lu toll ci $25,000 mais xaalis boobu doo ko gis ba ñu yegsee fii Sénégal am na lañ jox 10,000 francs la leen jox yàllawul maanaam quoi yàllawul maanaam ci bopp sax ak sandwich bi ko fàtte yàllawul maanaam ci bopp ci nit des fois am na lu ñu lay wax noonu ñu ci réewu tubaab bi dañoo xam ak yenneefu nit bu ñu jëlee yenn décision bu ñu jëlee yenn décision yu mag day ànd ak action majeure duñu la jël rek yóbbu la sa réew bàyyi la fa toog la seetal amul fenn ci àdduna lépp lu ñuy jël daañu am lu ñuy tegaat sa ginnaaw xaalis ba ñuy jox Sénégal yooyu ba léegi ñun ñu ngi koy laaj xaalis bu anam ay question la rek yu simple la ñu état bi wax xaalis bi fan la dugg gis nañu ci nguuru Macky Sall benn ministre boo xamante ni dañ koy jox kayit na ko signeel ngir jox dara total mu daal di lank ni du ko signé ginnaaw ci kayit ba ca président Macky Sall la mujj mais am na ci loo xamante ni en tant que sénégalais xam nga d'abord ay nguur yooyu avant muy ñëw il faut d'abord nga nekk sénégalais d'abord nekk patriote nekk koo xamante ni tey par exemple yow dara du la fekk yow nga ñëw poser question bi li waroon nguur gi moom mooy que ne ok comme que wax ji am na wala coow ji am na nañu génn kat def audit wax ni lii ak lii fa parce que li ma jaaxal ci sama fas xaalis bi dugg ci Sénégal kenn xamul àll ji mu toll te loo xam sax xaalis ji fu mu dugg appayage bii ñuy jaar nii kan moo ko moom du waa France ko moom du chaque jour yow da nga ko fay Ibrahima dana ko fay man danaa ko fay ak yeneen yu ko xamante ni tey ñu ngi koy fay te saa boo xëyee ñu ne dugal nañ nangami milliards ci waa xaalis bi dugg fa la def fa la nekk faaw ñu laaj ko nag te jeunes yi gisuñu ko faaw ñu laaj ko nag te jeunes yi gisuñu ko ñu ngi taw dëgg et puis tamit fi may daanelee mooy li
ndax man ma gëm ko moom mooy dafa dina ko yàggoo rek li am ci mbënd mi lu tolloog ñi nañ 500 personnes ñoom ñoo dee te mbënd mi ñi nañ 600 ñi nañ kenn xam parce que lim bi chaque jour ak ni muy yokkee ba léegi ba sànq ba tey gisuñu président de la République en tant que président boo xamante ni da nga jiite Sénégal nga def discours à la nation toog ne kat crise am na parce que teg lu tolloog 600 personnes yoo xam ne dañoo réer ci biir géej ñii gisatuñu seen mbokk lii kat nañ ci jóg taxaw ci mais ba léegi président est-ce que sax def na ci sax tweet est-ce que sax bind na ci Twitter ngir nax xam ko la dem ay tweet mais dafa man boo faa moo tax ay tweet te tweet tu loolu du am sax si Ibrahima fooguma ne tweet na ci loolu te loolu dafa doon loo xamante ni lu doy waar la lu doy waar il faut que suñu nguur yi di dimbali askan wi sonn nañ de sama xaar te yow boo waxee yéen dina xaw a sax da nga ragal la wax ndax yow boo waxee ñu daal di yónnee gars yi ñu gis la yóbbu metti na ñu jël doole yi yëpp nag jox ko président ay état de siège ak lu ne ñu yëkkati jox nguur ko defee nag ak yeneen bi nga xamante ni Sénégal lam daal da koy daal di ñàkk jeex na tàkk moom kay kéemaan la Serigne Bathie ñu koy santaat bu baax a baax rek di ko jaajëfal ci taxaw seetlu yu am solo yooyu rek nga xamante ni indi na ko ca na mu gisee ci li nga xam ne tey moom la ñu indi woon ci suñu rubrique boobu nga xam ne moom la ñu ruppee à la découverte de tey ñu demoon ci à la découverte de monsieur Boubacar Seye bu njiitalu Horizon Sans Frontières jamono ji ku ne xam na ni bu ñu ko tuddee rek mooy ki nga xam ne tey caabi féete na ko ginnaaw ndax lan àdduna di sàkku ci li nga xam ne tey ñoom ñoo réew mi ngir ñu daal di ñuy wax koppar yi ñuy wax ni dugg na ci réew mi ngir ñu xeex mbëkk mi li nga xam ne moom moo di immigration clandestine mu di loo xamante ni dëgg-dëgg nit yu bëree ñàkk nañu seen bakkan ay jeunes yu bëree ñàkk nañu seen bakkan fi nga xamante ni moom moo di Sénégal maanaam plus de 400 jëm kaw maanaam chiffre bi sax pour nit joxe ko exactement dafay doon lu jafe ndax kenn mënut a compter doomu aadama yi nga xam ne ndox mi jël na leen depuis 2006 bi nga xam ne ci la njëkkee nekk en vogue nga xam ne sax ña ca demoon te dikkaat sax léeg-léeg bu ñuy seede ba démb récemment rek maa ngi teewlu koo xamante ni amaana ca jamonoy 2006 la demoon mi ngi wax ba fii muy waxee tey koppar yooyu nga xam ne ñi ngi wax ni jot na dugg ci réew mi ngir ñu financer ndaw ñi wala boog tegal leen ay programme moom gisut déggut yëgut te pourtant dafa jiite ab kuréel ci ñi nga xam ne ay rescapé la ñu bëri ñoo xam ne dem nañu dikk ñu def benn kuréel taxaw di xaar li nga xam ne moom moo appui wu état mais ba fii ñuy waxee 2006 ba 2021 bii ñuy waxee gisuñu nit gisuñu autorité gisuñu kenn donc loolu bu fekkee ñoom ñoo am audace di ko wax te nëbbuñu ko ci média yi rawatina koo xamante ni wax dëgg fa yàlla moom ci gëstu ci li nga xam ne moom moo di dossier migratoire moom ci la nekk xam na li nga xam ne moom moo di les réalités donc am na loo xam ne am xel da koo nangul donc il va falloir ñu delluwaat rek ñaanalaat ko yàlla moom monsieur Boubacar Seye suñ borom bi gën koo kattanal teg ko loxo ba nga xamante ni amaana fee nga xamante ni fa la nekk du place u benn doomu aadama waaye itam du place am ndax tey jàpp naa ni tey le cordon ombilical entre état bu Sénégal ak la diaspora sénégalaise waroon na doon genre ki nga xam ne moom moo di monsieur Boubacar Seye ndax tey amaana am na information yoo xamante ni am na ko te état bu Sénégal amu ko ñoom ñooy dem à la base ku mel ni moom ak ñu mel ni moom ñooy dem à la base ñoo xam sénégalais de l'extérieur bi xam diaspora bi xam dundam xam jafe-jafeem bu ñu jëlee kaawu Mbayang Diop tey bu ñu demee ba daan dégg kaawu Mbayang Diop soxna sa ñu tegoon loxo maanaam ndax jafe-jafe ba mu amoon ak patronam ñu condamné ko ca Maroc loolu dossier boobu nit lu ci nit xam mais c'est grâce à monsieur Boubacar Seye moo tax nga xam ko nga xam ne am nga compatriote bu nekk fa nga xamante ni moom moo di ca Maroc bu ñu fàttalikoo fa nga xam ne moom moo di Gambie jamono Yaya Jammeh am na soxna suñu ne woon dañ koy faat foofu noonu yooyu yëpp nekk ay mbir yoo xam ne protection wu doomu sa réew foofu nga xam moom moo di tugal am taxawaay boo xam ne état la waroon bu fekkee am nga ay doomi réew ñoo xamante ni dañu taxaw temm ngir xeex loolu yaakaar naa ne ñoo war a doon cordon ombilical diggante yow ak li nga xamante ni moom moo di askan boobu donc seen place du tëj seen xalaat du tëj seen idée mais génnee leen yaatal leen ni leen kaay ñu waxtaan ñu péncoo ndax man mënuma jàpp ni tey ku ci mel ni Boubacar ak ay jege ñaaleem ñoom seen yéene mooy réew mi dem seen yéene mooy jeunesse bi gis boppam ci réew mi mais état bu fekkee yéenam moom aussi loolu la donc man gisuma ban quoi wala lan moo war a doon le facteur bloquant pour ñu yaatal ko dalal ko ngir déglu li nga xamante ni moom moo de ay idéem ndax suñu borom ku ne dafa am fu mu la féetale moom loolu la choisir def ko métier gëstu ci wàllum dossier migratoire donc pour nga ñoŋal liggéey boobu ci côté état man jàpp naa ni idée bi nekkul woon tëj ko mais dalal ko ubbeeku ci moom laaj ko moom exactement lan
lan mooy ay mbébétam lan mooy ay idéem pour appuyer état mu gën a assister li nga xam ne moom moo di les Sénégalais de l'extérieur xam naa foofu dañ fay jaare rek daal di santaat bu baax a baax rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokku teewlukat yi téléspectateurs ak internautes yi nga xamante ni ñi ngi ñuy topp rek ci biir émission bi nga xamante ni moom moo di face aux émigrés di waxtaane li nga xamante ni moom moo di tolluwaay wala bokk perspective yi nga xam ne jàpp na ni tey jot na maanaam suñu mbokk yi nekk tugal suñu nijaay yi suñu tante yeeg suñu mbokk ya fa nekk yëpp rek ngir ñoom itam ñu daal di jug ak fi jamono toll ñu daal di xàll li nga xam ne moom moo di yoon bi daal di jël ancien système bi daal di koy teg ak côté nga xam ne ëllëg ndax wax nga ko sànq nit dina tukki nekk ca kaw waaye xel ma saa su ne waxtu bu ne dafay farataal di nekk ci suuf ana naka la ñuy def tey ñoom bu ñu nekkee tugal ak jafe-jafe ya nekk tugal ak la woon ni ndax la fa amoon amatu fa wax naa ko sànq donc ana naka la ñuy def ngir mën a jouer ak li nga xamante ni moom moo di réalité bi jéem a investir fi nga xamante ni moom moo di seen dëkk jéem a doon ay entrepreneur ndax sànq Ibrahima da nga wax lu am solo la plupart tey ci ñi nga xam dañuy dem tugal doon ay émigré sàkku jiwuñu xam-xam ci buñ ko sañee wax la ñuy uti mooy lan économie la ñuy uti mooy revenu la ñuy uti mooy xaalis donc loolu aussi faa ñu jéem ko bàyyi xel donc état bu xamee loolu xam ne ñii kat am nañu xaalis xam-xam moo leen dese ak professionnalisme donc état foofu la war a mën a ñëwee en appoint daal di leen di gunge tey wax nga ko léegi mu di problème mu encadrement bi nga xamante ni jot na état bu Sénégal daal di ciy taxaw xam naa rek mu mel ni waxtu bi ñu jagleeloon xëy na amaana li ci des bëreetul dama lay daal di jox rek kàddu gi sëñ Ibrahima nga daal di indiwaat sa taxaw bu seetlu bu mujj rek ci perspective yi nga xamante ni jàpp nga ni tey war na mën a doon lu ñu jëmmal ngir ki nga xamante ni moom moo di diaspora sénégalaise bi. waaw jërëjëf soxna Fatou li may wax rek yaakaar naa ne wax nañu lépp di leen gën a ñaax ñu dugg ci entrepreneuriat. parce que dëkk jàmbur du dëkk. dëgg la dëkk jàmbur du dëkk rarement sax nga gis moodu bu fay retraité bariwul donc tey ji sa dëkk moom nga am pour mën a fi investir pour kii. beneen point bi tamit immigration yi wax xale yi jeunes yi di jël gaal bi di dem. foofu aussi damay interpréter moodu yi laay wax. parce que tamit il faut que ñuy wax exactement di wane seen face carrément parce que li ñuy liggéey Europe ak li ñu fay def. toujours suñ ñëwee Sénégal le contraire la ñuy wane xam nga jeunes yi dañuy jàpp ni foofu soo fa demee. c'est la belle vie foofu kat gars yi ci resto yi la ñu ne di. waaw mais da ngay resto kenn du fa lekk moodu yi dañuy baxal ceeb rek lekk. mais rare nga gis koo xam ne mi ngi ci digg activité am di ko snap. waaw duñ ko def xam nga man bi ma ñëwee bi ma dajalee suñu xare yeeg rek dama leen ne man foofu laa raxas ndab laa doon liggéey foofu laa njëkk raxasee douche di dugg affaire yooyu ci loolu laa doon liggéey donc nit ñi rarement la ñuy wax lu ñuy liggéey foofu ci Europe pour jeunes yi mun ki mais suñu ñëwee naan ci fii laa nekk ak fii fekk au fond wala di def ay photo yoo xamante ne di révéloo xale yi alors que li ngay wane yëpp amul bien que nag am na ñu fa nekk intégré wu vraiment intégration bu am solo. di wane di wane face lu am solo foofu ci Europe. mais nañu bàyyi double face bi wane carrément li ñuy def Europe wax ko. ñaax jeunes yi suñu ñëwee fii toog jeunes yi ne leen fii de soo fi mënee liggéey. nekk un relais par rapport mu dina permettre jeunes yi du ñu dem di xaru di jël gaal bi di dem. beneen aussi état dafa nekk responsable parce que soo demee ba dëkk booy. gis dee di dem di ci dugg mooy perte nañu espoir donc loolu lan moo ko waral donc état il faut mu xoolaat politique am bi mu am ci ndaw yi pour ndaw yi mun a am yaakaar parce que soo demee ba dëkk bi nga juddoo mu war la defalal lépp amoo si moom benn yaakaar mu lay jaral ngay xaru ji man jàppowuma ko sax xaru ji gis dee ne maa ngi ciy dem kooku ku am ambition la parce que dafa bëgg a tekki kooku soo ko dimbalee tuuti encadré ko rek mu dem yoonam donc li may bëgg rek mooy émigré yi nañu xalaat ci booloo créer des entreprises ku ci nekk wóolu sa bopp ñëw am lu am solo lu ñu taxawal fii ci Sénégal ci wàllu entrepreneuriat dina am solo di nuyu ñëpp. jërëjëf sëñ Ibrahima ñu ngi lay sant bu baax a baax rek di la jaajëfal di am kontante bu baax a baax ak mbégte wax dëgg yàlla ci échange bi nga xam ne rek am nañu ko ak yow ndax doon na échange yu am solo te amaana sax am nañu njort ni tey nit war na ci mën a jànge ki nga xam ne tey doomu Sénégal la nekk ca tugal di la dégg wala mu nekk ci réew mi amaana di la dégg xam naa foofu la ñuy jaare rek jox kàddu gi Serigne Bàcc moom itam ci kàddoom bu mujj ci li nga xam ne moom moo di perspective yi ana lan lay digal ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokkam yi nga xam
xam ne ay émigré lañu mbokkam yi nga xam ne ay ñu ngi ci réew mi ak jeunesse beeg raqam yi ñoom ñëpp rek ana lan la leen di digal en terme de perspective ngir rek mën a wan ginnaaw maanaam ancien système bi nga xam ne ci la ñu nekk tugal toog fa ay at am sa këyit tabax sa kër takk soxna ci góor yàlla bi daal di ñëwaat fii nga xamante ni moom moo ci dëkk bi def fi sa ñetti weer wala boog juróom benn weer bu baree ba bari la nga yoroon mu jeex tàkk nga jaay sa oto wala say matériel ngir mën a delluwaat daal di defaat commencé waat à zéro yaakaar naa ni loolu ancien système la faaw ñu daal di ci jug ak fi jamono toll comme ni ma ko waxee saa su ne waxtu bu ne temps yi moom lu ma waaye wax man la ak fi jamono toll Serigne Bathie ak fi jamono toll faaw ñu di jug ci ancien système bi dëgg la Soxna Fatou macha allah dëgg yàlla émission bi neex nag am na solo trop xanaa li may tàmbale moom mooy li Sëñ Ibrahima moom wax sànq lu am solo la gis nga vraiment tey boo génnee jëm ci réew yi comme ni ñu amee parce que tamit par exemple ni nee nañ boo demee France di doog a ñëw li ñu lay njëkk a laaj moom mooy lan nga mën nga baal ma lan nga jàng ban xam-xam nga am ban diplôme nga am. du la orienté ci liggéey boobu lay wala ñu wutal la li nga xamante moo la yoon bi lay mën a dimbale pour nga am liggéey boo demee Amérique boo ñëwee dinaa la loo mën ñu doog laa train ci li nga xamante ni moom mooy li nga mën su ko defee nga mën a am si liggéey continuer mais Amérique aussi dafa am yeneen ñaari chose yoo xamante lu am solo la pour jeune di ko bàyyi xel parce que Amérique ñaari mën a da ngay mën a jàng wala nga mën a liggéey wala nga wut crédit parce que tamit am na ñoo xamante ni lu bëri xëy na peut-être ñooñu duñ ko xam mais wut crédit ci réew yooyu nag dafa am solo parce que bu fekkee ne ni jàngoo rek defoo loolu wutal crédit bu baax nga bind ko ci 1 an 5 ans voire 10 ans su ko defee boobu foo taxaw ci banque yu mag yi mën a leb xaalis bi dëgg daañu ko lebal su boobaa di nga mën a investir waaye nag investir bi tamit aussi day doon problème parce que su fekkente ni nit nga boo xamante ni da ngay ragal waaye nu ñu mel am na ci ay nit yoo xamante ni ay borom xam-xam lañ mën nañ la dimbali mën nañ la orienté ci ay secteurs yu ndaw su ko defee nga tàmbalee ci dem boo demee nag ba am confiance sa bopp mën nga doog a dem ci yeneen yi nga xamante ni mën na la dimbali te donc loolu ñi nga xamante ñoo nekk ci diaspora bi xam nañ ko wala boog daa nañ ko dégg loolu moom nañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax beneen bi may daanale aussi moom mooy Sénégal président Macky Sall moom jeune la du mag parce que ku judd après les indépendances doo mag mais moom moo waroon na gën a mën a jege li nga xamante ne moo di jeune parce que avant ñu koy fal en 2012 dafa déclaré woon ne dina créer ay emploi yu bëree boobaa léegi France daal di dem pourquoi pas des fois da nga naan moom la ban problème la am ak jeunes yi quoi parce que tamit vraiment métti na boo nekk fii gis ay jeunes yoo xamante ni amuñu liggéey mënuñu dundal seen waajur mais loolu dafa métti loolu rek mooy tax ñu dugg ci loo xamante ni wallahi xam si baaxul ndax bu ñu nee Barça wala Barça dund baa dee bu ñu demee ba loolu nag dina lu mel noonu sa dafa si état d'urgence dañ ko woon ubbi la ci jamono bu état d'urgence ci dund baa dee exactement mais dañ ko def jël nañ pouvoir yi jox ko mais exploité def lu ko neex te yow boo waxee wala si Ibrahima boo wala man ma wax gars yi ñoo fëgg la mais aussi na loolu wax rek doy na waar sans facile dernier point rek nga baal ma jeexalee foofu coronavirus sans facile man moo mën a rey feebar baa ngi def ay dégâts yu rëy ci dëkk bi sama facile feebar bi mi ngi def jéggi day wax dëgg yàlla ay kilifa bu ñu demee ba ngay kilifa yi lañ ko am daf lay ragalloo dafay tiitloo mais loolu yëpp day dépendre ci li gouvernement bi di wax rek parce que tëj nañ fi dëkk bi tëj nañ fi yoon yi tëj économie bi dëgg la certes ci première vague mais deuxième vague bi mel na ne mesure yi ñu jël moo gën a oyof par rapport ak première vague mais kon day wax dafa lay wax ne la communication ci Ibrahima communication bi ci waroon a def dëgg defuñu ko ci il faut que ñu bàyyi di tricher nañu bàyyi bu réew bi defee dara rek Sénégal dafa war a def wala bu réew bi jëlee décret ñu dañoo war a jël décret bu réew bi jëlee couvre-feu dañoo war a dem couvre affaire bi du loolu il faut d'abord nga nekk yow sénégalais exactement xoolal exemple li am ci école yi est-ce que dañ ko wax am na école yoo xamante ni soxna Fatou douche yu baax sax mënoo ko gis ci école yi dañu wax dëgg exactement si Ibrahima donc yooyu ay jafe-jafe la te doo dégg kenn wax ci ñu ne woon élèves yi dañ leen jox ku nekk ñetti masque te masque bi nee nañ la sax normalement 1 mois waru ko diir nañu wax dëgg kii man la ensemble léegi ne fa ñee passé ñaata cas lañ fa wax jëluñu ci benn mesure moom kay Covid baa ngi fépp nañu waxante dëgg problème bi jafe-jafe man nag dama ne Sénégal moom foo làmb moom day métti lii nag xamuñu kañ lañ ciy jël
mag bu loof mais ñoom dëgg réew mi ci boobu moo bëri jafe-jafe te kenn du wax man dama doon xaar ci président Macky Sall muy génn di wax ak askan wi des fois da ngay gis ku mel ne Donald Trump pendant toute la journée bi ni ci télé bi di wax mais gis président boo xamante duy communiquer lu bëri depuis le 31 la waxoon lu ci ëpp léegi day génne communiqué déjà li ko gën a sonal bokk na ci ñàkk am premier ministre te nee na dafa bëgg a def fast track affaire yi na gaaw moo ma jaaxal on va dire ba ma yem foofu rek waaye daal macha allah macha allah dëkk bi fi nekk liñ naan liy duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li xam naa noonu la koy def di ñaanal nag bu baax sëñ Atou Diagne mi nga xamante ni ñàkk nañ ko démb mun na ko dëgg yàlla dafa ko mag koo xamante ni li mu liggéeyal ISBU yi waaye tam au delà de ça ci nekk patriote nekk mouridisme rek daf lay am lu muy yokk ci yow donc wax dëgg yàlla ñu ñàkk ko démb mun na kilifa nag bu magama tey jii bu ñu ko ci état bu Sénégal ñoo woon a wàccee drapeau Sénégal wàccee ko parce que kilifa fi jóge te ki fi jóge tamit liggéey na lu tax mu war fi ndax bu ñu demee ba suñu mu taxaa jóg dem ba ca kër ga defal ko ñaan loolu kat war nañ ko war a mën a gën a bàyyi xel donc ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ñu ñaanal dëkk bi di lay ñaanal sama faatu gis nañ amélioration wu liggéey bi dëgg yàlla macha allah jigéen nga mais daal jàmbaar nga trop macha allah di leen gërëm nag bu baax a baax jóge si moo ñaari moo di moo 1 moo 2 ak moo 2 moo Touba moo Dakar waaw moom daal kontaan nañu bu baax a baax Serigne Bathie yow itam macha allah ngay ku ñàkk ki ñaan di ñu taxaw bu baax a baax rek ci liggéey bi xam naa fan yi moom mayuma la dara 1 2 ma la bàcc émission bi bu ko fàttee ñu ngi koy sant di ko gërëm depuis foofu nga xam ne moom moo di Touba waaye tam muy présentateur boo xam ne kenn dootu ko présenté ti ngeen baal ba ci répétition bi ci télévision ma fàttewul Bichiri moom itam muy def ay émission yu mucc ay yëpp ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla moom itam borom bi rek daal di teg ci moom loxo ba lépp lu nga xam ne amaana namm na ko rek suñ borom bi daal di ko koy defal ci barke borom Touba Xaadimu Rasul waaye wax na lu am solo léegi-léegi sëñ Ibrahima ñu daal di dellawaat xel bàyyiwaat xel wopp ji nga xam ne moom moo di coronavirus comme ni mu koy waxee coronavirus mu di Covid 19 ci jaloore yi nga xam ne wala bokk gàllankoor yi mu jur ci àddina wërngal këpp la ñuy wax waaye itam Afrique waaye itam particulièrement fi nga xam ne moom moo di Sénégal mu wax lu am solo muy ni ñu dooree ak wopp ji communication bi ñu porté ci wopp ji tey mën nañoo wax ni lu ñu dund tey rek ci jafe-jafe ak tolof-tolof ak coronavirus mën nañoo wax ni loolu moo ñu ko teg waaye jot na aussi askan bu Sénégal ñu yeewuwaat te xam ne wopp ji c'est une réalité ci àddina wërngal këpp waaye réalité la fi nga xamante ni moom moo di Sénégal ndax fan yi ni ñu koy dundee doy na waar saa yoo xëyee fukki doomu aadama wopp ji jël leen loolu yaakaar naa buñ ci continuer fii ak ay weer mën nañoo wax ni xanaa kon Sénégal ñëppay jeex donc nañu delluwaat ci geste barrière yi takk masque yi moytu dem ak dikk yi te respecté li nga xam ne moom moo di geste barrière yi defaluñu ko état bu Sénégal nañuy génnee état ci suñu xel ci côté boobu te xam ne suñu bopp la ñu koy defal wattu suñu wér gi yaram yaakaar naa ne ñun ñoo ci gën a yeel loolu ñu naan la santé elle est personnelle avant d'être collective nañuy gëm loolu te xam ne dëgg la dara boo koy def day fekk nga wér donc wér la ñuy ñaan yàlla nañ ko suñu borom bi defal waaye di bàyyiwaat xel di ko ñaanal yàlla suñu borom bi gën a oyofal suuf ci kawam te xaare ko ci aljana yi gën a kawe ci aljana yi ba xasada yi maam borom Touba yi rek daal di koy wattu mu di moom Serigne Atou Diagne nekkoon personne morale li nga xam ne moom moo di daayira boobu di Hizbu Tarxiya mu wàcc liggéey ni ki démb ñuy delluwaat rek di jaalewaat la communauté mouride jaalewaat umma islamique bi waaye itam di jaalewaat ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Hizbu Tarxiya ci sama tur mu di njaal moo xam ne télévision ma fàccikul Bichri mi ngi koy wéy rek di def di bàyyiwaat xel bu baax a baax doomu Sénégal yi nekk tugal di leen masawu ñoom itam wopp ji li muy metti metti Sénégal ñoom itam metti na ci ñoom ndax seen lépp taxaw na mu di suñu ay doomi réew ñu ngi leen di masawu waaye di sàkku aussi ab compréhension ci askan wi ne ci réew mi ndax léeg-léeg nga am ci borom kër am ci frère wala mag boo xam ne moo la daan yor mu mel ni jamono ji mbir yi tagga témbi na nañu dawal compréhension tey dawal yërmande ci suñu mbokk yi nekk tugal ca la ñu mënoon te mënatuñu ko fa seen doole tolloon te tollatu fa ndax jamono moo ni mel li leen wokk moo xuri ñi nekk fii te moo xuri ñëpp itam nañ ko bàyyiwaat xel bu baax a baax mu mel ni sëriñ bàcc nag tàggatoo na te néew ma dangaa sañse te laaju ma ko la sañse man loolu rek moo metti ci bàcc tey man loolu képp moo metti ci wax ji waaye nag amul problème damay daal di dellu rek sant ko bu baax a baax moom sëriñ Ousmane Touré borom art de collection macha allah tey daal di may jox yëre bi yanj bi macha allah ni ma solal te daal di dem def émission bu mucc ayib maa ngi koy sant di ko gërëm
moom borom art de collection maanaam daal ñu gën ko xam ci Serigne Ousmane Touré di wax ne képp koo xam ne bëgg nga ay tenue yu mucc ayib tenue yu yiw moo xam góor yàlla bi te xam naa dinaa fa yóbbu Serigne Mor Niang yóbbu fa Serigne Mor Mbaye ndax ñuy sañse daal ndax ñu gën a am classe te di wax ni képp koo xam ne rek bëgg nga ko jot ngir am ci tenue yu mucc ayib yi muy liggéey rek da nga koy woo ci 76 moom borom art de collection ci 547 67 67 xam naa sëñ Ibrahima ma jox la kàddu gi rek nga tàggu mbokku teelukat yi laataa ñuy santaat bu baax a baax suñu partenaire leader boobu nga xam ne moom moo di Serigne Abdou Khadir Gueye borom IBC macha allah borom agence immobilière bu am solo boobu képp koo xam ne yaa ngi soxla kër wala nga bëgg lijjanti ay kër wala lu mu ci mënti doon désormais dañuy sàkku ci yow nga lëkkaloo ak ki nga xam ne moom moo di Serigne Abdou Khadir Diop borom IBC mu di international business compagnie agence immobilière boobu lépp luy achat di vente ak gérance daf la ciy taxawal ba sa xol sedd guy ak fi jamono tollu daal yaakaar naa ni nañu ànd ak ñi nga xamante ni daal ay boromi mbir lañu mu di taalibi Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di ñu gunge ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi xam naa Serigne Ibrahima nga joxal ñu rendez-vous mbokku teewlukat yi laataa ñu yëkkati li nga xam ne rek moom moo di jotaay bi. waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di rafetlu émission bi. yaakaar naa ni ñëpp jàng nañ ci neexoon na trop di ñaan yàlla aussi mbas mi yàlla teg ko fi di ko sëñ Bàcc waxee dafa nekk lu am man démarche bi moom xaw a jaaxal première vague bi ak deuxième vague ni ci état taxawee mesures yi muy jël bi mu amee 2 cas am doole lool askan yëpp ànd ceeg moom jàppale ko soutenir ko ñu dem ba gars yi explosé général bi ci boppam démissionné taxawee ne le sénégalais yi di dee benn par benn jusqu'à présent mu nekk tâtonnement boo xamante ne kenn comprendre parce que askan bi ne quoi qu'on puisse dire dañuy suivre logique état logique état moo leen yaacaaral loo parce que ñoom seen bopp dañu comprendre tout qu'est-ce qui se passe début bi comprendre nañu mais dañ dem ba démarché état ñu gis ay état di inaugurer ay pont di dajale ay nit di def ay affaires yoo xamante ne di dajale ay nit donc kéemaan na ñun dañu dem ba comprendre tuñu man su ma demee ba ñuy interdire marché hebdomadaire yi exemple fi ñuy interdire marché hebdomadaire tous les samedis soo demee du lundi au vendredi marché bi même chose day nekk amul mesure barrière amul dara donc damay jàpp ni dafa am contradiction bëgguñu mbas mi jóge fi te ñun mbas mi xajul ci suñu économie voilà mbas mi xajul ci ko di ñaan yàlla nag mu tekkil ñu ko comme moo ko fi andi moom rek si moom la ñuy yaakaar amiin yaa rabbal aalamiin di kontaan bu baax ci teew bi ci biir Bichri TV macha allah ñu ngi lay sant bu baax a baax rek di la jaajëfal yow itam Serigne Ibrahima Kane di ko santaat bu baax moom itam ci disponibilité bi kàddu yi am na solo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla saa su ne waxtu bu ne te di ko sàkku ci yow suñu borom bi gën la defal tawféex daal di teg ci yow loxo waaye itam di ñaan rek ñu bëri amaana tey war nga mën a doon référence ci ñoom ak royukaay rek ci sa jaar-jaar en tant que sénégalais en tant que nit boo xam ne dem nga tugal dem ba xam ne mbir yi mooy loolu mbir mi kat mooy bàyyi fi lépp daal di dellu ca sama réew jéem a samp sama yëfi bopp macha allah ñuy ñaan yàlla ci li nga ne rek borom bi gën la cee defal ay xéewal yu am solo di sant bu baax di gërëm mbokku teewlukat yi itam duñu jug ci di ko wax saa su ne waxtu bu ne ndax ñoom ñoo ñuy dooleel ci ànd bi ñuy ànd ak ñun ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye itam di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom itam ci liggéey bi ñu ngi ciy jàppale bu baax a baax en terme de personnes ressources ku ci mel ni Pape Touré depuis Belgique maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di jaajëfal Souleymane Aliou Diallo bu Otra Africa di jaajëfal Serigne Ousseynou Faye depuis Grèce di jaajëfal moom Sidi Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ci seen participation ci collaboration bi waaye itam daal ñuy dimbali bu baax a baax en terme de contenu ngir ñoŋal rek émission bi nga xamante ni moom moo di face aux immigrés di santaat bu baax a baax jaajëfalaat Serigne Abdou Khadir Gueye Diop duñu jug ci di ko wax ci confiance bi mu lal ci ñun ak yaakaar bi mu am ci ñun ñi ngi ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala daal di ko koy fulla lu gën a kawe njortam ci barke borom Touba Khadimu Rasul mu di borom IBC mu di international business compagnie di agence immobilière di ànd ak ñun ñuy sàkku ci képp koo xam ne rek amaana soxal na la wàllum agence immobilière jënd ak njaayum kër location wala gérance nga daal di daw utali seeti ki nga xamante ni moom moo di Serigne Abdou Khadir Diop borom IBC mu di international business compagnie waaye di jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm ku ci mel ni rek Serigne Mor Niang depuis Touba ak ki nga xamante ni moom moo di Serigne Mor Mbaye ñi nekkoon rek ci réalisation wu émission bi nga xam ne moom moo di face aux immigrés donc di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq
àq di ñaanal ñëpp jàmm ak xéewal ak sutura di ñaanal ñëpp li nga xam ne moom moo di wér di bàyyi xel way dawlu yi di leen ñaanal yàlla suñu borom bi oyofal suuf seen kaw te daal di leen xaare ci aljana yi gën a koy ci aljana yi te daal di ñuy yéexe rek daal di ñuy xiir ci loo xamante ni lu baax lay doon di wax clin d'œil rek First Brown soxna Fatou Mbaye depuis Belgique ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom itam ci ànd bi ak topp bi mu ñuy topp ci télévision ma Fatihul Bichri di leen jox rendez-vous fii fukki fan ak juróom beneen samedi bu 20h jotee jàpp 21h30 ci beneen numéro bu émission Face aux immigrés di leen wax rek jaa ngeen jëf. IBC International Business Company di seen agence immobilière nekk fii ci Yoff Tongoor moo leen doon may seen émission Face aux immigrés. يرجو إلى قوم